sama Zik FM Thiès fi nga xamante ne moom mooy Grand Standing di wax rek 9h tegal na 20 minutes toujours si plateau spécial bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee tey jii Ousse dafa mel ni danoo amaat yeneen gan si biir plateau bi ah. waaw amaat nañ yeneen gan ñu nekk tamit ay ndaw. ndaw yi tamit yu engagé ndaw tamit ñu xam ñu bëgg. waaw ndaw tamit yi xam àdduna juillet ci ma daal lay bàyyi nga daal leen di dugal. ñu am ki nga xamante ne moom mooy Bass moom kenn dootu ko présenté si Thiès rawatina Zik FM Thiès Bass lan ngay nuyoo auditeurs yi nga xamante ne actuellement ñu ngi doon suivre débat bi. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu. bu baax a baax te di la ñaanal kenn dalu jàmm di la ñaanal loolu ñu naan salaam te yàlla ci turam yi mu am ci. muy yaa salaam. nga xam ni kër gu mu yenn ñu yëg ni yenn na fa bu fa jugee ñu yëg ni am na lu fa jugee. te muy salaam ndax Serigne Touba keroog moom bi muy woo yàlla ci turam bi ñu naan jàmm dañ ko yàlla bala ma laa woo ci sa tur bi dama lay tudde dëkk ba Daaru Salaam ni ko tuddee jàmm doom muy Abdul Salaam mu ne ko naa la tudd ba noppi nag ma doog laa woowee yaa salaam. kon loolu jàmm ko gën te tey vraiment ñëw nañ ci kër suñu njiit. mu def teraanga ju bëri. muy ndogu invité mbooleem kuy liggéey sama Zik FM. macha allah wax dëgg fa yàlla biir yi moom daraa ngi ci. te biir moom bu ci dara deene nga yëg ne daraa ngi ci bu ci jugee yi nga yëg ne am na lu ci jugee. kon tey ñun ñëpp ànd nañu mbégte di ñaan pépp dërëm moom ci def yàlla na doon ay milliards ci compte. yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko defal. tey nuyu mbooleem ku ñuy bàyyi xel. ci waxtu wi tembe am na ku fekkee démb te fekkewu ko tey. bien sûr te une minute de silence ñëpp noppi yàlla rek ko mën ku weddi demal sëgg tur bu nekk nga fa waaye koo tudd du la wuyu. di bàyyi xelit ñi tëdd ci hôpital yi. may faral di wax naan bëñ buy metti rek xajul ci nit. bien sûr asamaak koo xam ni boobu ba léegi ma ngi ca hôpital ba di jaabante. ña fa ne yàlla na yàlla fëgg seeni bopp. ñi ci prison yi it ñu leen di ñaanal liberté ba ñu delluwaat seeni kër ndax am na ku def ba dem fa am na ku ñu tuumaal nag bañ dem fa. waaye bu mu ci mënti doon rek yàlla ay gis bu mag bi yàlla na leen defal ndam. di yëkkati ko yokkute ba ñu génn foofu ñu ne. di nuyu nag personnelu sama Zik FM bi. d'accord di nuyu ki nga xam ni moom. moo jugoon ci 16e ba. jox ma ni ma toogal. muy émission bu mag boobu nga xam ni muy ëtt julli di ñëpp miin ko muy Just Play. di jaajëfal sama waa ji nga xam ni mooy sama président alaaji turam bi defaate naa ko li ma lekk bëri. Ousse de Roi li ma lekk moo bëri Ousse de Roi. di jaajëfal suñu président. directeur général mi nga xam ni moom laa doore sànq. ay ngërëm muy Ousseynou Ndour. moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax. di nuyu di la nuyu yow it ñu ngi lay nuyu yow it bu baax a baax a baax. di nuyu Mass bi ma feggool ci jotaay bi. Mass ak ñi nga xam ne sànq ñoom la ñu wuutu. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. jërëjëf Bass en tout cas kàddu yi rafet na Mass ko ki ñu ngi lay dalal jàmm si sama Zik FM Thiès lan ngay nuyoo auditeurs yi. merci aouzu billahi sami alim mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ixwatal iman fi kulli makan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah. alxaaji ki xam ne Aziz ñu ngi lay ziar bu baax a baax Aziz di la jox sa wàccuwaay di lay ziar bu baax a baax waaye di nuyu ki nga xam ne moom mooy Ousse de Roi ñu ngi koy ziar bu baax tey moom xam naa nekkul ci technique bi nag ñu ngi koy ziar bu baax tey moom macha allah. di waaw tey patron moom moo toog muy Just Play ñu ngi koy ziar bu baax a baax nga xam ne moom moo gérer technique bi donc ñu ngi ziar bu baax a baax di nuyu alxaaji Bass Thioune ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaye di nuyu suñu DG di koy ñaanal borom dafa ko tawfeex muy Eugène Ndour vraiment li mu def dafa rëy teranga macha allah mu ne loo xam ne lu am solo la donc nga jiite ay nit yoo xam ne macha allah da nga leen woo ñëw di leen gàtte di leen berneen mu nekk loo xam ne lu am solo la ndax borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg lu rafet di si yàlla dafa bëgg lu rafet moo tax macha allah rek ku def lu rafet rek yàlla da ciy kontaan donc mu ne loo xam ne lu am solo la donc di nuyu ñi nga xam ne équipe bi sama Zik FM bi yëpp rek macha allah di ko dalee mag ñi ba ci man mi di ci gën a ndaw muy caat donc rek di ci jaare ñëpp rek di ñaan borom subhanahu wa taala def ñu tawfeex di ñaan ñëpp koo xam ne ni rek yaa ngi ci weeru koor yi macha allah di def say teranga borom bi fural la ko bi jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que lu baax rek moo am solo ataawanu alal birri wa taqwa waaye li yàlla ne wala taawadu ala nasni wala idwan mu ngi noonu kon mu ne loo xam ne lu am solo la ndax jàppalante rek moo fi nekk waaye tey bu leen nekk ci kaw suuf di nekk di ñu xeexaloo ko wala ngeen di féewaloo waaye daal li mu bëgg rek mooy ngeen di jàppalante di xam ne di solidarité waaw donc rek mu ne loo xam ne lu am solo la bàyyi jàmbur da nga nuyoo non xam nga non xam nga
non xam nga da nga nuyoo Bas. non non moom dafa nuyoo. wala bu dee wala jàllaabe bi nga sol wala bu dee da nga sol jàllaabe def sa barakis. ñoo bëgg ñoo xaar Zizi moom dafa ñëw tojal leen Cheikh Ahmed Bamba bi mu sañ Daaru Salaam. mu toj li nga xam ne mooy asalaam mu toj ko mais damay bàyyi ma toj parce que lii dafa nekk loo xam ne lu nettare ci man la lu ma gëm la. man sànq kaawu sànq yi pour man pare naa si kaay yi nekk amaan naa yéen kaa fii si plateau. man lii dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci man dafa nekk loo xam ne dafa ànd ak man xoolal li may wax ni dafa nekk loo xam ne dafa naturel dafa bokk ci man soo ma woowoon ba fajar tëjal ma micro su ma nelawoon ba xaaj guddi soo ma yee dama ciy jaar ma wax la ko Mas xaaral ma ñëw Bas da nga koy laaj ne ko tëjal ma micro Bas bi tëjal ma micro Bas bi da nga koy laaj ne ko xanaa chaque jour doo ma déglu rajo kii waaw dama déglu moo tax ma ne ko lii dafa nekk loo xam ne dafa naturel ci man soo tëddeen ba xaaj guddi soo ma yee dama la koy wax moo tax man j'aime bien man ku waane quoi man j'aime bien ku waane kon yow émission Kawtef dañoo jum c'est ça émission Kawtef bi la dañoo jum émission Outas la wax lañ la woon jox yow loolu nga dégg aca mbokk auditeurs yi lii rek day wane ambiance bi nga xamante ne am na si biir rajo bi macha allah Bas bàyyi tooñ sànq ba ngay nuyoo ñëpp doonoo teg bàyyi la ñu déglu xaaral ma ñëw Bas maa ngi nuyu maa ngi nuyu parce que yàlla yii nga wax nii fii boo koy wax ba suba duñu la déglu du émission waxtaan non oui ma balaa nga tàmbalee barki démb rek lu yàggul dara ndeysaan mas ko kii da doon daaneel di tëj émission rajo Oustaz ne ko defal nag li nga kenn xamu ci dara non xam nga non mais naa ko comprendre dinañ ko may nag mu daaneel dinañ ko may mu daaneel non leader c'est le meilleur en communication yow taxawal Bougane Gueye Dany yow taxawal rek Bougane Gueye Dany c'est le meilleur en communication bala moo jël foog mu jël xaar tuuti def nànk jël benn par benn mais mooy yoon booy bi li mu wax ni loo ci xam mais bàyyi ko mu daaneel rek bàyyi ko mu daaneel rek bàyyi ko mu daaneel bàyyi ko mu daaneel non wax ko non xool da nga koy wax concept yi Aziz tëjal micro Bas mais Zizi jàllaabeem bi Zizi moom dafa nuyoo mu nuyoo mais damay bàyyi ba nuyoo quand même tàngaay bee la jàpp tëjal leen ma micro Bas jox ma micro bi sax jàllaabeem non bi mu sol daaneel Zizi ma ne ko lii fi nekk dafa nekk loo xam ne dafa naturel ci man soo tëddeen ba xaaji guddi soo ma yee dama ci jaaraat dama koy wax dégg nga d'accord naa daf may moom dafa nuyoo ba pare tojal la Daaru Salaam xam nga tey moom dafa wax ni li ngay wax ni pare amu fi place concept bi mais ma ne ko mais parce que moom dafa nuyoo loolu moom dafa mel ni ku ne ci conférence wala di gàmmo ko ak yooyu noonu xam naa nag loolu la naturel la xam nga nit ki boo tàmmee xam nga boo tàmmee léegi Aziz lu ñuy def léegi da nga may changer invité yi ñaar ñi parce que ñun sax ba tey mënuñu développer suñu sujet ñu ngi si nuyu ba tey rek non Zizi da koy xamal ni ko fii Zizi da koy xamal ni ko fii tey maanaam ay géer ñu fi nekk di muy tàggat yooyu nekku fi fii nii tey nañ débat la ñuy def débat la ñuy def waaw lii am na Samba Mbayaan ñun tey xool débat la ñuy wax non oui ma Zizi wax dëgg fa yàlla dama lay wax lu wér laa lay wax président dafa jum ci casting am yéen ñaar da ngeen dugg rek waaw da nga may déglu commencé ñàkk non xamal dama dugg rek ñu commencé non xamal dama jum ci casting non xamal dama jum ci casting président dama lay laaj dox mu jum ci casting président am na benn Outas ñu mu jël ñaar ñu mu jël kenn ki day lire day xool soleil bi dañ koy day bind di xool keneen ki non ci rajo ba lañ na Outas keneen ki ku yaru la ndeysaan moo naan salaamaaleykum wa rahmatullah gëmmu bët yi may la gëmmu bi moom li may wax yëpp ci gëmmu la ne mais ñooñu mu jël vraiment waaw benn émission waaw moom laa la wax léegi moom lay imité léegi moom président bokk la kii nga xam ne mooy wax sama gars yi naka waar naka waar émission boobu président war woon a jël ay Outas di leen fa indi normalement talent bi muy wër ci Outas yi mi ngi ci masse bi baax na waaw merci parce que masse rabbi sa dox yi mu wax ni waaw baax na Aziz s'il te plaît tëjal ma micro Bas wala ngeen récupérer ma micro bu Bas waxati tant que Mas kooki daanelul Mas kooki daanelal waaw dama daaneel rek si tënk rek donc comme ni nga ko waxee rek Zizi àdduna ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñëpp ñoo ràbbaloo ndax waxtasimu bi xabillahi jamii'an wala tafarraqu yàlla di ngeen ngoy sama buum gi nga xam ni maam da ngeen ni róofalante kenn ku ne di yéene sa bopp lu baax bu ngeen nekkee ngeen tegante ay dën ngeen di waxtaan
pour mën a ñongal seen liggéey. kon donc li muy def dama koy saluer encore une fois daal ñu ngi nuyu sa système ñi nga xam ñëpp ñu ngi bàyyi xel li nga xam ne rajo bi yëpp rek di leen bëgg di leen ziar bu baax a baax. tey moom xam naa ñoom ni nga nekk leen real connection. waaw mi ngi noonu tey ngeen dina génn si real connection. tey ñu ngi si spécial jeune. Bass kenn du la lam-lame sa jàngat niveau Thiès. en tant que jeune man xëy na am na lu ma gis si par rapport ak ba nga commencé ba nii nga nekk sa domaine gëm ko ba tey nga toog fi nga toog tey sànq suñu benn auditeur dafa duggoon ne jeunes yi niveau Thiès ñu baal ma si kàddu yi dañuy waxtaan rek danoo xaw a kii danoo bëgg lu yomb danoo bëgg lu yomb maanaam ñoom daal jaay taar et cetera te peut-être nu nu waxee noonu newul d'une manière générale am na jeunes yi nga xamante tamit ñu ngi gëm seen bopp di liggéey ba def ay exemple sànq ba tey ñu ngi joxe exemple lu jakartamaan yi nga xamante ñu ngi à Thiès wala au delà sa niveau jakartamaan yi menuisier métallique ak soudeur kii extra bëri na daal tey jii en tant que jeune ce domaine yàgg nga dem si ay programme yàgg nga gis lu nekk tey jeune thiessois yow naka nga jàngatee jeune thiessois bi si plan wu développement si plan wu culture d'une manière générale. waaw xam naa ni li ma ciy teg lu gàtt la xam nga boo nee jeune Thiès dañoo yaafuus loolu moom làmmiñ bi ko wax bi mu koy wax xel àndu ci làmmiñ xam nga làmmiñ mën naa jiitu xel looloo waral nga wax ba noppi juum dama lay wax lenn gis nga tayal at yaafuus ak ñàkk liggéey ñoom dañoo bokk benn famille. tayal yaafuus ak ñàkk liggéey. ñoo bokk même famille. dañoo bekk benn famille. ok dafa am boo xam ne nag muy liggéey dafa am bu ñu naan liggéey ñëpp a ko bëgg waaye du ñëpp ko mën a am. xam nga boo demee suñu rajo bii téeméeri demande mi ngi fa. man mi maas mi fa ne ouz mi fa ne juste play mi fa ne seen jàmbaar indiwu leen fa. dogal suñu borom la. te ci biir demande yooyu am na demande ñoo xam ne bu ñu ñëwoon sama talent dootul feeñate talent maas du feeñate wala bu uus du feeñate wala bu keneen ak keneen du feeñate. kon yàlla moo yor ay mbiram ci nit bu waree xëy di liggéey nit dina xëy saa su ne sol dàllam bëgg mel ne bëd ji muy boo mel ne ni man xam nga man mii tey mënumaa tey birig boo ma yóbbee ci maçon bi da ngay bàyyi àdduna ndax attuduma birig am na ñoo xam ne saa yu ñu xëyee ñi ngi fas jom ngir bëgg lu ñu am ñi ngi fas jom ngir bëgg a liggéey am na ñoo xam ne am nañu doctorat am ñu ami bac saa yu bu ñu xëyee di def demande mënuñoo liggéey. bien sûr. léegi nag dafa am nag ci jeunes yooyu ñi ngi Thiès am nañu ci ñoo xam ne bi ñu xamee ni jàng nañu ba sonn réussiruñ ci dem nañu yor seen jakarta te loolu du yoon jeune boobu yow yor jakarta nga ko ciy motiver naan lii baax na loolu du yoon. da ngay xool koo xam ne yow normalement. li jaasam bi mu am waroon naa toog ci bureau waroon naa bokk ci ñi seefe waroon naa bokk ci koo xam ne war naa créer entreprise état war nañ koo déglu kooku dem ba amatul fu mu dem yóbbu demande comme ko yóbbu demande gis ni kii moo ma ëpp niveau danaan demande bi du ma ko jël ndax bu ma ko jëlee mën naa jël sama place bi. ok jeune boobu day dem ba day xaddi danaan naa dem wuti jakarta. te jakarta du métier lan moo ko undu loolu yëpp lan moo ko undu. jakarta waaw léegi nag yaafuus nag ñi yaafuus moom dañuy toog rek dañ naan yàlla baax na te yàlla na yàlla bay sa tool. ndax yonent bi sax ki ñëwoon ci moom ni ko damaa dégg seen yàlla ji loo ko dénk mu téyel la ko bi ma ñëwee ci buntu kër gi giléem bi ma yor takku ma ko yonent bi den ko déedéet dama nga takk ko nga sabablu ndax yàlla suñu borom day bëgg nga dox jéego mu dox jéego àndaat yow. parce que kër yi mooy joxe fa kër sëñ Falloo ko wax nit foog ngay kër yi foog ngay yëngatu waaye dama lay wax leen yaafuus ak yii ni nga tudd du ceeset la am. dëkk boo dem am na fa bàjjan. dëkk boo dem am na fa man li ma gis man ci li gis ko. xam naa ni Thiès ñu gëm seen bopp lañ ñu nangoo liggéey lañu. am nañ nag jikko yi fi ne daa am ay jikko yu fi ne mooy dëkk la boo xam ne bëgguñu ko leen jiitu. yéen sëñ Fallou dañuy Thiès bëgg nañ lu baax waaye bëgguñu ko baax. Thiès ku fi am oto bu ci panne lay dëkk. seetlul li ma la wax Thiès boo fi amee oto soit di nga xëy doo am essence baa nga xëy mbuteur ba panne baa nga xëy ñu séen la ca mécanicien ba baa nga xëy oto ba jékki-jékki ñu naan buux nañ ko tey dafa paan tey daa paan ndax Thiès pour wax la ni la Thiès dëkk la boo xam ni boo dee góorgóorlu sax ñu sonal la. da ngay dem ba da ngay découragé. bien sûr man gis naa koo xam ne ay millions yi jël jox ko ab jeune ni ko liggéeyal créer ab employé xam naa ko ab waay joo xam ne ju baax gis ab jeune gis ni ñi ngi taxawaalu ñi ngi politique amuñu benn xëy mu yërëm leen yëkkati ay teraanga jox leen ko mais tey kooku amu ci ngërëm.
bien sûr waaw léegi jeune boobu pour wax lañ la mën nañu xëy sax wor la bien sûr. léegi est-ce que di nga amati motivation di jàppale nit pour mu liggéey dafa am ay jikko crise yu fi dafa am ay jikko yu fi ne yoo xam ne yooyu jikko la ñu war a defal mais du wutub xëy ndax nit ñi heure bu ñu xëyee am na ñoom ñi ngi xëy di dang ñi bëgg dara ñi ngi xër di dang-dangi bala ngaa xam ne Thiès ay liggéeykat lañu bàyyi ba 6 heures du matin man heure boobu du ma nelaw ci mbedd mi laay ne da ngay gis nit ñi di wër ñii nga gis am na ñoo xam ne man gis naa oto boo xam ne da daan jël ay mbër ñoo xam ne ay mbër la ñu woon oto boo xam ne ay jën la xaw ma fu muy jëlee jën yi mais dañ ko daan jëli di ko jaay ci marché yi dama daan gis ay mbër yu ma dëkkal ci koñ ba fajar gi dama leen daan seen ñu yëg ci oto bi dem di wuti di dóori waar bu ñu xëyee di am at wecc waaw pour wax la ni la dafa am du tayal googu nga wax wala ñàkk liggéey wala yaafus boobu loolu ci bépp dëkk la waaw mais dañoo war a éduquer nit ñi ñu fas jom ku nekk nag ci lu baax Ousse mi bu ñu gisee ni jeune la mi ngi créer employé ñu motiver ko Ousseyn Ndour mi est-ce que xam nga leen joma ko bàyyi ci li muy def bien sûr mais chaque jour mu gis ci ñu ko découragé loo chaque jour mu dégg ci baat chaque jour ñu wax ko ci waxal ko ci chaque jour ñu tuumaal ko ci ba Ousseyn bu namoon a def benn jéego jéem cee découragé Thiès ma ngoog Thiès duñ la waaw mi ngi noonu Thiès da ngay defar ba sonn da ngay créer ay nit ay booy di leen defar ba sonn mais ci ñoom ci boppam ñoo bëgg yaafus la mais du ñàkk nangoo liggéey wala yooyu ku xëy bëgg ngaa liggéey. d'accord parce que dafa mel ni li nga développé ñu ngi si ànd ak yow mais par rapport ak fu ñu bëgg a leerale auditeurs yi rek ñëw ñu accuser maanaam jeune Thiès yi comme la waa Bas ñëw ñu accuser ne jeune Thiès yi nangam dafa mel ni benn auditeur bu dugg bu woote mu wax remarque boobu noonu par rapport ak jeunesse yu niveau Thiès d'une manière générale ñu tamit ñu ñëwaat ne du ñëpp mais am na ñi nga xam ne tamit xam nga. comme li nga développé sànq rek ñu ngi toog ne ñoom yaa fuus rek toog di xaar tamit li nga xamante moom mooy loolu loolu moom bëri na trop si niveau boo demee Thiès quoi am na ñoo xam ne heure boo xëyee tàkkusaan dañuy nelaw ba tàkkusaan yéemoon bu ñu yeewoo tàkkusaan du ñu lijjanti dara yaay loo ma tibbal sa yaay jox la boolu añ nga lekk nga doon ku ñàkk jom yéemoon ñu jox la boolu añ nga lekk boo paree dem nga fubali sabu ci booy boo paree fubal ataaya yi ngay demandé te yii ku ko moytuwul ci gàcce ngay teg say mbokk bal ba baraada ba bool ba lii ku ko moytuwul li day waar gàcce ren ngay teg say mbokk li day waar Mass jeunesse waa Thiès sa gis-gis macha allah Jiji am na solo bu baax si thème bi nga de indi noonu xam nga borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci alxuraan ni inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin xatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla ni yéen du mu leen soppi mu ko tànk yéen soppeeku leen d'abord kon foofu yàlla sos nañu foofu soo demee nga xam mooy nit ci àdduna xam nga li doomu aadama dañ ko bind ci coona tey Jiji ngay tëdd ko jóg sax loolu nekkul loo xam ne nii lu neex la tëdd bu yàggee dafa lay soof dafa am benn waykat bu am solo waykatu arab bu nii laa raaxat fi dunya wala najaata mina naas mu ni nof laay amul ci àdduna waaye nit ñi kenn mënut mucc ci moom kenn mënut mucc ci ñoom bas wax na ko sànq soo fi yoree lu baax da ngay gis ñoo xam ni dañ la koy soxoree dañ la koy iñaane benn soo toogee ci kër gi ñu ni kii kat dafa ragal coono soo demee di dóor waar ñu ni kii dafa bëggee léegi yow fooy muccee amul boo ñëwee ci jeunesse bi nga xam mooy jamono ju ñu toll fi ñu nekk ci Sénégal boo xoolee jeunesse yu bari léegi yu ci bari kenn liggéeyatul ñu ngi xool li nga xam ne moom moo gën a yomb benn mooy lan may ànd ak nit nekk al toppe ci moom bu tissulee ma ne ko yarhamukallah benn bi stop mooy si booru absolument boo xoolee keneen ki ma ngi xool yenn métiers yi gën a maanaam ay caaxaan la ay métiers yoo xam ne ay caaxaan lañ par exemple tey muy ay pari foot dañ ko wax te dee y a beaucoup de jeunes yoo xam ne ñu ngi ci point de kii di def seen ay pari foot. bëri na am ñoo xam ne boo laajee loolu liggéey duñ ko wax pari foot mooy seen métier. parfois jàpp naa 12000 parfois jàpp naa 15000 parfois jàpp naa 50000 maanaam àll ko ne loolu mi ngi lay xëcc ci toroxte goo xam ne tey boo demee ba loolu nekkute fi tey fan nga jëm. dégg nga te yooyu surtout yooyu nekkul loo xam ne ni lu baax la borom bi dañuy Jiji wala zina jaahadu fii naa la neex dem suuf la naa su ngeen góorgóorlu rek motu la solution. dégg nga tey man mënuma comprendre nga nekk jeune nekk un gentleman man boog pour man star mooy lan ngay xëy di dem di liggéey di wàcc liggéey heure di wàcc heure pour man loolu mooy star
man loolu su ma la mën a devenir li nga xam moom mooy baatu star mooy koo xam ni dafay dóor waar. Zizi dañuy loxo bi féete kaw moo gën bi nga xam ne mooy féete suuf dëgg la de loolu lu wér péng la. Zizi àdduna boo fi nekkee ñaanal yàlla nga bokk ci ñuy dimbalaate waaye bul nangu kenn ku la dimbali bul nekk lan al mutasawil maanaam nit ci li anga di wax naan charity mooy koo xam ni day tàll loxoom ci mbedd yi di ñaan. Zizi parfois daf lay dal parfois nga ngay génn ci mbedd mi benn grand boo xam ne dara jotu ko mu naa la grand doo may mu jënd reer doo may mu jënd nangam dégg nga. Cheikh Ibra Fall dafa benn waaye dafa ñëwoon ci moom ni ko waay yàlla mi ngi yelwaan mu ni ko Cheikh Ibra ni ko yàlla de du xool du seetaan nañ jaamu mukk ba muy yelwaan dégg nga. loolu mu nekk loo xam ni lu am solo la faaw ñu nit ki di nekk di liggéey pour bañee ko yàpp wax na ko sànq da ngay nekk ci kër gi nga def benn yoon bac moo xam ne ngay jàng nga def benn yoon bac nga échec deuxièmement nga defaat échec nga toog découragé te nit wulul découragé Zizi yàlla li mu am yëpp ñun ñoo ko moom muy doomu aadama yi li mu bind yëpp parce que li mu bind ñun ñëpp dañuy doomu aadama moo ci gën kon teraanga yi fi nekk yëpp jombul doomu aadama bi jombul la yow Zizi jombul Maskoki jombul Bastion jombul ki nga xam ne moom mooy Ousseynou Roi benn compétition la ab jàll rek boo gëmee sa bopp rek boo gëmee da nga fay àgg rek da nga fay àgg mais ñu bari ñàkk nañ confiance ni ñoom jàpp nañ ñoom war ñoo mën a réussir te ara ko nii loolu mën na nekk ci kaw nga gëm ko comme li ma la wax rek yàlla boo kii jéem lay jox solution. Zizi boo toogee sa kër toog sa kaw lal naa yàlla may ma 5000 francs wala yàlla may ma 10 000 alors que ni 10 000 francs bi du mës a ñëw yàlla dafa ñu wax ni jàmm yi yàlla bëgg na dimbali ki toog waaye ki jug taxaw la xamul ni mu koy def mun amaana mën a dimbali sax ki jug taxaw waaye kenn ci waar ba di liggéey kon ça veut dire que ni pour yàlla may la il faut que nga jug dem ñafe ji loolu ma déjà moom mooy yëfi góor bis topp mooy comme ni ko gars yi defee léegi ñu bari dañoo jël politique bi def ko li nga xam moom mooy métier Zizi. politique. xam nga Zizi. jeune sangam parti jeune sangam parti jeune sangam parti. Zizi après mu jeex. Zizi man li ma gëm politique pour man xam nga mooy lan mooy nga nekk si koñ bi nga gis benn affaire boo xam ni kat yow mën nga caa mën a jàpp nga dimbali ci ba loolu nekk li nga xam moom mooy antu mais mun ma gëm nga ni Ousseynou Roi mooy sama leader doo liggéey doo xëy doo gontu chaque jour yaa ngi topp ci moom yaa ko yoral téléphone yi am na ñoo xam ne sax dañ lay jël ay téléphone jox la ngay sinap fu ñu dem booy sinap ma yaa yor sinap bi wala koo xam ne moo lay jox bidel crème bi muy naan yaa koy téye wala oto bi muy jël yow yaa koy yow yaay ne si ginnaawam bu jëlee mouchoir bi bu ñàkkee nga jox ko xoolal yooyu ñàkk fayda xam nga tey ëllëg boo demee ba yomal xëy am borom danaa lay kaay mais Ousseynou Roi lan moo taxoon nga nekk ci suuf lan moo taxoon nga ñàkk fayda lan moo taxoon nga nekk li nga xam mooy al toppe te man dama bind nii kenn gënul kenn li kan ki gën a ragal yàlla mais yow di nga nungu yow tey Masko ki gën a ragal yàlla Zizi doo ko nungu fekkee yow bëgg nga lu baax maanaam borom bi ñi bëgg lu baax ñoom lay àndal waaye soo yaafusee nag borom bi daf lay seetaan yàlla na ko mën a seetaan la Zizi yàlla ku mën a seetaan la tey bala nga mën a xam nga taxaw ci tali bi nga taxaw ci digg tali bi oto di ñëw nga taxaw ci tali bi ba xam yow oto bi dina la fiir wala du la fiir loolu moom yàlla dafa maanu de kon nag foofu nag loolu rek war na laa mën a yee war nga mën a nekk koo xam ni da ngay jëm di ñafe ji parce que ëllëg xam nga la Zizi lan la ëllëg da nga war a xalaat da nga war a am ay doom yooyu kat suñu màggee tey boo demee ba ñëw yow boo fi génnee doom yooyu duñ mën a sonn waaye li Cheikh Ahmad Bamba wax wa kullu man badara waxta sixi istiraax watal kibri mu ne képp koo xam ne nii bi nga nekkee xale yaa ngi góorgóorlu yaa ngi ñafe yaa ngi xëy yaa ngi wàcc heure Sëñ Tuubaa nee na boo nee ba nekk mag da ngay mën a noppalu parce que su boobaa di nga am benn tranga boo xam ni boo nee ba nekk mag di ci mën a dund waaye Zizi fi may waxee yow bari na fii Thiès ñu ci bari ay mag yoo xam ne tey ñoo gën a sonn pour lu ñu ko may lan la biñ nekkee xale dañoo nekkoon ci ay caaxaan biñ nekkee xale ñu ngi wuñu liggéey biñ nekkee xale ñu ngi agressé ñu ngi jël téléphone yi jàmbur yi biñ nekkee xale ñu ngi teg ay deal biñ nekkee xale ñu ngi dugg ci ay lobby yoo xam ne yàlla gërëmu ko borom bi gërëmu ko kon fu waa da nga boo demee da ngay boo nee ba nekk mag da ngay torox bari na si ñu ci bari torox nañ bi yàgg Zizi nit ki dafa am xel yàlla da ko may xel muy xalaat Zizi nit ki warul topp ci ginnaawam rek lu Zizi wax nga ne man baax na warul d'accord nit ki da nga war a am say principe da nga war a am sa philosophie boo xam ne moom ngay doxee ci jeunesse bi nga xam ne ñoom ñooy politique li ma leen conseil mooy politique du métier da ngay xëy ba suba sa ngoon nga nekk ci benn grand place di réwérante rek
ah Zizi de tey li mu wax waru ko wax sama parti bi moo mën parti bi sama parti bi moo mën nangam alors que ni yow xalaatoo ni yow yaa ngi am sa fi bopp est-ce que tey yow ñaan nga tey yow rajo bi nga fas yéene nekk rek ba retraité alors que ni tey yaa ngi xalaat leneen lu gën a sori parce que law kaana himmatu insaani fi soraya la nahdatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni mu ni ittee doomu adama bu fekkoon ne benn biddiw la boo xam ne soraya mooy biddiw bi gën a sori ci li nga xam mooy ci kaw asamaan si mu ne donte ittee adama ittee doomu adama mi ngi fa de mu ne da nga war a def ittee yow pour àgg foofu noonu maanaam ça veut dire que ni da ngay am li nga xam moom mooy ay emploi du temps lii lay bëgg année bi lii lay def beneen année bi lii lay def maanaam nit ki dafay am li nga xam moom mooy organisation dafay am li nga xam moom mooy emploi du temps mais koo xam ni fu la diri rek nga adoo ko ni nga dem fa su boobaa loolu mooy waral li nga gis nii rek agressé wala soit ngay foye say métier parce que boo xoolee jeunesse bi chômage bi li gën a bëri ma wax la ko si mooy ñu bëri dañoo foye seen i métier xale yi bëri léegi nu ngutunoo jàng li nga xam mooy métier nu ngutu ñu koo xam ne ñu tarbiyewlu si tey boo nekkoon ci benn atelier boo fa defee 2 ans ñu la sa gars yi ñu la njëkk a woo masto kele njëkk a woo Zizi waaye fi nga nekk jógee fii kii yaa ko man kii nangam avec ko ni mi ngi lay influencé léegi nag yow boo toppee loolu ma nga dem ba yàqal sa bopp ñu ci bëri doon sant bi dañoo dem ba tëlee muutuñu sant bi ni muutoo jàng métier am na benn âge boo xam ne dafa nekkee muutoo jàng métier jeex na tàkk Ousse balaa maa ñëw si Bass xam naa dinaa dugg ak moom si jeunes yi nga xamante ne ñoom dañoo jël internet def ko liggéey Ousse lan nga wax si jeunesse bi fii waa Thiès yow si sa gis-gis peut-être yow nekkoon nga si mouvement nawetaan nekk nga tamit si événementiel tey jii yaa ngi si rajo bi tamit yaa ngi gis jeunes yi peut-être ak seen motivation surtout si niveau Thiès quoi lan nga gis motivation wu jeunes waa Thiès yi. Motivation ma ci gis moom man ci damay ñëw sànq fii maas doon ñëw sànq muy ci côté fi nga xamante ni nit ki nangul def dara man mi dafa may arrivé foofu kon mais parfois. yàlla xam na ko amee ki jëm dafa may arrivé foofu parfois damay génn yoroo nangam wala amoo loo téye foofu noonu ma ne man pourquoi man mi daan sama doole pourquoi ñoom mu ñu def ni man ma ñëw ci beneen côté bi ngay wax ci lan nga waxati si par rapport ak jeunesse yi si waa Thiès quoi yow naka nga jàngatee ñoom seen kii quoi seen doxalin daal seen doxalin waaw seen motivation jeunesse bi nañ motivation nañ def ni man rek xam man mi tey nekkoon naa ci nawetaan tey jii da ngay nekk ci benn mbir yow mu leer na ci mbir mi nga nekk ni du dem tel ci jóge moom moo ci gën mais tey am na si ndaw ñoo xam ne wax dëgg yàlla ma leen gis na ñu ngi sentir seen bopp ci lépp ñu ngi dugg ci li nga xam te ni bu dee culture bi la ñu si nekk ñu ngi ciy bàyyi seen waar ñu ngi faat pour jéem a am li nga xam te ni ñu ngi nañ ci mën a suturloo beneen côté bi tamit ñi nga xam te ñu ngi ci beneen côté bi ci aspect danse beeg yooyu noonu ñun tamit ñu ngi ci di seet tamit ku si nekk maanaam li wax sànq ku ci nekk sa gëm-gëm rek sa gëm-gëm moo la mën a yóbbu fu ne beneen bi di aussi tamit ndaw war nga mën a gëm sa bopp fonk sa bopp it te xam yaay kan tey boo xamee li ngeen ni boo amee nekk nit nga xam li ngay bañ mun nga yegg fu sore ji. d'accord le temps que nga may joxal micro bi Bass tey dañoo gis tey ñun Sénégal dañoo jël internet te xamuñu utilité wu internet surtout la jeunesse xamuñu utilité wu internet te Bass tey jii dafa mel ni dañoo jëlaat beneen Sénégal la ñu indaat bu bees tak moment bi sutura ngor lépp te jeunes yi si boppam tamit ñii def ko liggéey ñii def ko si wàllum politique bi ñi fay yàqalante tey ji si milieu bu ñu nekk ñu si yàqalante extra tey ji côté boobu noonu Bass lan ngay wax lan ngay soññee si jeunesse bi d'une manière générale ak par rapport ak tamit ñi nga xam duñ ko jël comme métier te pourtant am na si volet bu positif. waaw xam nga Zizi ma wax la wax ju wér gis nga net bi netul. wilaay répété waat ko. maanaam net bi. netul. lii ma tiim micro la tudd. baat bi day xaw a nduróog microbe. xam nga dañ naan ko micro. waaye baat bi day xaw a nduróog microbe. boo ci waxee lu baax téye nga microbe boo ci waxee lu bon microbe nga téye. pour wax la ni la lépp loo def gis nga loxo juróomi loxo yi da ngay tiim nit wax ko lu bon waaye nga jëmale ci moom lu bon yii ñëw wuy si la benn bee ñëw wuy si la waaye ginnaaw benn bi am na yeneen ñett yoo xam ne nii lay defaat boo joxoñee nit yii yëpp day ñëwaat ci yow da ngay yéene nit benn bu bon waaye xamal ni yow li ci ëpp dina dellusiwaat ci yow
te maanaam internet bi léegi ku bëgg a yàq nit fa nga jëm. ku bëgg a waxal nit lu ñaaw fa nga jëm. ku bëgg a xawi sutura nit fa nga jëm. te mbir moo gis am na lu baax la muy jariñ am na lu bon la muy jariñ. bien sûr. mais dama lay wax lu wér ni la ñun dañoo nekk ci surtout ñun ndaw ñi ñu bëri alalu àdduna jaral na leen yàq nit. bien sûr. am na ñaari coow yu am temps yi ñu koy tudd naan leader beeg ku jigéen ki ku ne ñi ngi lay yëbite ci plateau ngay wax ñii di waat ñii di wàcc seeni cër ñii di gedd seen cër toog ngir alal ji leen di jox te dama lay wax leen wax ju wér la sëñ Bay Jaxate wax nee na boo mënee bis di nga mës a tële maanaam nit kiy def lu bon daa war a xalaat ni moom saa su ne war nay xalaat am na bis buy ñëw boo xam ni noppi ren moo fa sës. bien sûr. mu ni képp ku mën tële bis nee na boo amee ñàkk fa sës loo wér a dee ngi ñëw ku xew-xewi bis ni appal lu mu rëy appal li ko ca kanam nee na lu yees ràpp bis xumbeen woo fi gis dina tas gis nga yii di am ci àdduna yëpp day tas. nit ku ne nag war naa xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ne am na ci at ci ngay faatu mais ñoo xam ni du ñu bàyyi xel ne am at mu ñuy faatu saa yoo xëyee yaa ngi ci internet bi ngir yàqal uus rek. uus ngir yàqal ko. ba ci bërëbu liggéeyukaay yi. bien sûr. chaque jour nga gis koo xam ni dina dem ci ki ko jiite ni Ouzin li muy def. wala bi ñu ko joxee xaalis lëbëj na lii yaa ngi vérifié li ngay jox kii ngir confiance bi ñu am ci uus. ba xam nga xaalis bi nga koy jox ba xam ni mu téye lii ba xam technique bi est-ce que son bi gis nga ni muy suuse saa waay dina yàq fii li moo tegoon kii bi fii léegi bu ñu gisee tamit bas di dem dinañ jéem a xool nu ñu jéem ba def ko ba jéem a fexe ba bas lii mu ne du ca réussir. ndax gis nañ ni bas mi ngi dem. gis nga ku lay dàq jot la lu mu for sànni la ko. waaye yow nag bul nangoo gestu xoola bu lay dàq bul nangoo sax gestu ba loolu di la jot. yaa ngi laaj olof yu wóor. waaw olof yu wóor kay waaw pour wax la ni la ñii ci internet bi yëpp. dañoo bëgg a mel ni ñoom te bëggoo mel ni ñoom àdduna ñaara fi am. ku bëgg a mel ni Zizi te Zizi bëggut a mel ni kooku. dafa am ñoo xam ne boo leen tegoon ni damaa bëgg léegi nii nga mel ni Zizi yàlla wax leen ko danaa yàlla nay léegi te yow boo ñu taxawoon. nga ni yàlla ni la ba xam damaa bëgg nga mel nii da nga naan yàlla ni ma mel neex na ma. bëgg a mel ni diw la te diw bëggul mel ni yow. ñuy référence. mi ngi noonu léegi nag moo tax fi mu ne nii jamono bépp sonn. chaque jour man damaa gis koo xam ni wallaahi la azim. mës naa fekke buntu mairie. koo xam ni mi ngi wàcc coow lu mu fekkewul te man damaa fekke coow li. est-ce que. wax ci lu dul dëgg wallaahi la azim. bëri na fi. wax ci lu dul dëgg te man coow li keroog man doxkatu guddi bii maa ko fekke. maa fekke bërëb bi mu amee kañu jam maa ko fekke man. ma gis action bi xam la fa am xam lan moo tax ñu jote ba loolu am. am koo xam ne ñu laaj ko mu cay nettale loo xam ne mel ni ko fekke di wat ñi mu yàlla. sëñ Baye Diagne ne dañoo mën a yàq weer nit. di ko waxal di mën a yàq deram te di ko waxal lu ñu saf. maanaam jamono bi ñu toll nii valeur la ñu manqué. valeur parce que nit ñi am nañu xëy de waaye xëyu xam nga ban xëy la xëyu yàqalaate. bien sûr am nañu liggéey de yow yaa xamul liggéey bi ñu am rek liggéey booboo gën a yomb xanaa xamoo. waaw. non. jeex na nekk si. waaw léegi vues yooyu ñuy am xam nga vues yi tey internet bi ñun la vues yi boo ko amee ñu fayee ko léegi da ngay gis ku dugal benn article bu garaaw ni Bougane Gueye dégg ngeen li Bougane def ku sob ni man nga xam ni man sutura jàmbur rek lay bëgg di xam fàtte sama bos nga ni xaaral ma dugg commentaire ci est-ce que ñu dem ba suñu sëriñ si wala mag ñi ñu wóor woon ñi ci ëpp respecté tuñ leen ci ñoom la ñuy jaar da ngay gis ku fay nit alal ju dul jeex ni la 100 millions ngi nii toogal tey nga wax ci sëñ Touba lu ñaaw 200 millions ngi nii toogal tey nga wax ci Alaaji Maalik lu ñaaw est-ce que kooku xalaat na suba. waaw mais alal ji xam nga dama lay wax leen gis nga yii man dama ko bàyyi xel muy kenn du mucc kuñ fi ñëw sa ngénte foog ñu ñëw sa dëj maanaam àdduna ñun ñëpp ñu toog ala kulli haal maa ngi yow mii kenn du mucc nit ñëwoon nañ suñu ngénte suñu dëj nañ fa ñëw léegi nag yow boo jiitalul ni bis dina jot ñu ñëw sa dëj loola neex defal loola neex wax ko ci nit mais dama lay wax leen ku yàlla setal mënee su ko tilimal ku yàlla defal te da ngay xool del seetlu lii ma la wax chaque jour ki ngay weer la yàlla di suturaal dafa am koo xam ni dañ koo tuumaal génne ab photoom war ni da doon wane cëram ci boobu at la am jëkkër ju ko jox ay millions
waaw pour wax ni am nañu ko doon yàqal yàlla defaral ko dama lay wax leen pour wax la ni la donte sax lu bon kenn du ko def ñu la ciy encouragé mais dama lay wax leen baa xam nga leen wallahi lazi képp ku dugg ci néeg tëj ko sutura nekk fa nit ñëw weer ko bis dina jot yàlla weer la yàlla ba mu bindee guddi suturaa tax gis nga dama lay wax leen magum lëndëm ko dajul mu daj boppam néeg bii boo ko tëjee yaakaaroo ci ku dul sutura dafa am dama lay wax benn jàngat dafa am benn ku jigéen daa am jigéen joo xam ni pour wax la nit lu muy def na ci bàyyi xel ni yàlla am na te mi ngi lay gis na la mat seede dafa am benn ku jigéen gu toog waa ji moo ñëw bëgg ko lool bëgg kaa fooye mu ñëw proposé ko xaalis ni ko man de dama bëgg ñu ànd ma defal la lii mun ko waa mën naa ne waaye nañ ko fexeel ba fu ñu koy defee buñ fa kenn ñetteel soxna waaj ni ko loolu de yomb na mën naa ko ni ko saal bi ay nit a ngi fi toog léegi nañ fi jóge benn nit a ngi fi toog nañ fi jóge dem sama néeg kenn nekk fa mun ko ñu dem ba ca néeg ba mu ni ko am na ku ñu ñetteel waa ji ni ko déet kenn ñetteeluñ de fii de maa ngi yow doo nga fi ne mun ko déet am na ku ñu ñetteel laaj ma kan moo ñetteel mun ko kan la mun ko suñu borom est-ce que pour wax la leen nit ki lépp lu muy def moo xam ngay yàqal nit moo xam ngay wax nit lu dul dëgg te dama neex leen dafa am benn métier bu dox muy waxal lu dul dëgg nit lu dul dëgg bëri actuellement nii tuumaal nit waaye nag dama lay wax leen ni ki ñu tuumaal dama lay dénk lii maam Seera Fall moo ni te lambi nettali diwa ko wax moo ëpp lamb ji man du ma ni la diw nee na ku fi nekkul dama naan la maam Seera Fall nekk te ay sët ak may déglu murid yaa ngi may dégg Baay Faal yaa ngi may dégg maam Seera Fall moo ni maa laaj suñu borom yan ñaara mën a yóbbu nit ci yàlla suñu borom ni ko joxe ñam at tuuma ju dul dëgg est-ce que ñu tuumaal la te du dëgg nga nangu ko nee na moo gën a mën a yóbbu nit ci yàlla est-ce que moo doon nit ku ñu tuumaal nga muñ ko te bàyyi xam ni yàlla suñu borom gis nga dëgg dama lay wax leen gis nga lu dul dëgg waxal nit lu ñaaw ci internet bi lu dul dëgg lu mu rëy ci sew lay mujje dëgg nag lu mu tuuti ci rëy lay mujje yooyu nag bu ko nit nag bàyyee xel te xam ni dama lay wax leen ne àdduna ku ci nekk gis nga yàlla bu uus duutu mukk ba nga ni warta jiitu mën ko ngir nga yàqal ko ci internet bi lu mu lay yariñ man moom ku mel ni man di nga mucc bu njëkk boo ma tuumaalee dama daan stressé wu jeex tàkk ndax lan loolu pour lan wallahi lazim dama ko bàyyi juróomi at a ngi nii defuma ko laaj ma luy sama secret laaj ma luy sama secret muy lan te mi ngi neex de bi ma ko dalee def muy lan man lu ma nit waxal at lu dayoo ba rëy wallahi azim fàtte naa ko billaahi bërki dem daa am ko ñëw ci man ni ma bas temps yi leer nga de man ko damay diw jal tàkk non loolu laa ko damay xeesal loolu la pour wax ni xoola yow bala nga maa yàq xam naa ni bu ma fa jógee di nga ma yàq fa nga jëm léegi ay mbooloo ngi fa ma xam ni bu ma jógee moom dina ma yàq dama ni ko damay xeesal de amoo léegi man ko xamoo diw bu gën a baax sax ndax diw jël daa yéex tegal foofu sa loxo man boo ma yàqalee noonu la parce que man xam naa ni bis di nga jógee ngir yàqal ma waxal man lu ma deful billaahi bis boobu xam naa ni yàlla nga may defal yàlla baax na te nit ñi matuñu seede nit ñi lii lañu nekke dañ lay gunge seen fu mujj fi ñu lay gunge mooy sëg ba te bis buñ la gungee boo ca buntu ba la ñuy yem delluwaat seen i yitte jeex na tàkk suñ demee sañu fàtte la waa déggoo li ma la wax bañ lay gunge laax dañ lay gunge ba ca sëg ya wàññeeku ca sëg ya nekkat seen yeneen i biir waaw moo tax na nit ku ne nag nekkal ca war nga ne dama lay wax leen ne sëñ Tuubaa dani ku bëgg a mucc ci nit ñi danga leen di bàyyeeg sa der te bàyyi leen ak seen der luñ la wax day këppaat seen kaw baax na waaw foofu léegi nag nit ku ne noonu la mais nañu moytu internet bi yii ci am ñaaw na incha allah yi ñu ciy def ñaaw na yooyu yëpp nañ ko xam d'accord 78 125 89 92 dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi 78 125 89 92 Aziz bu dee am na ku nekk si ligne bi allo dem na aja Mass actuellement dafa mel ni ñun doonoo toll si mujjum jamono sutura anamu xaar ñu jël mbokk si ligne bi allo salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi soxna si tur bi naka la fan nga ñu woowee ñu ngi rafetlu baax juste je voudrais qu'on contribue. D'accord fan nga ñu woowee. C'était. allo. allo. waaw da ngay xaw a déplacer tuuti réseau bay nga wax ñu sa tur ak fan nga ñuy woowee. sa tur naka la ak ban kàcce nga ñuy woowee nga xaw a déplacer tuuti rek ak réseau bi. maa ngi leen di woowee Cité Balabé. Cité Balabé d'accord d'accord tur bi naka la. tur bi moom
est-ce que da nga koy leb da nga koy lebal? leb waaw d'accord ñu ngi lay bàyyi pour nga contribuer si waxtaan bi allez-y. Ok, je voudrais contribuer juste en tant que jeune. en tant Parce que que jeune il ne faut juste pas focaliser le thème sur les garçons. Jigéen ñi aussi ñoo dàq dóor ci lu yàlla sàkk. d'accord. gis nga je suis jeune te dama gëm ni man jeune boo xamante ni mën naa amal sama bopp li ma am. J'ai que 23 ans. J'étais à l'université mais xooluma carrément li ma sama papa di jox wala li ma sama yaay di jox dama doon ñàkk di daan sama doole pour mën a amal sama bopp en ce moment je fais une formation je paye ma formation xalaatuma ko ci góor xalaatuma ko ci dara gis nga buñ toogee naan état bi di xaar état wala ñuy xaar dara dañuy tardeel suñu bopp te ñun dañu bëgg a tekki te bëgg ñu sonn jeunesse bi looloo ñu sonal. ça c'est vrai suñu problème mooy nañ tekki te bëgg ñu sonn te notre pays je me dis que notre pays a besoin d'une jeunesse consciente xam li ñu bëgg xam fi ñu teg suñu tànk te xam fi ñu jëm aussi. d'accord mais si parce que gëm naa ñun ñooy ay mag yi ëllëg. te war nañoo sàmm loolu noonu bu baax. d'accord en tant que jeune dérive internet bi nga xamante ne tey jii gis nañ ko te lu si ëpp ñun la jeunesse ñoo si nekk te xamuñu utilité wu par rapport ak li nga xamante ne moom mooy internet bi tey en tant que jeune yow lan nga si jàngat ak ban contribution peut-être moom ngay lancer sa moromu jeunes yi. déggante bi normalul de. waaw ma ne. déglu directement si sa téléphone dégg nga déglu directement si sa téléphone bu dee si mën na nekk waaw ma ne yaa ngi ma dégg bu baax. waaw. waaw ma ne dérive internet bi nga xamante ne tey jii gis nañ ay jeunes yu bëri dañ koo def liggéeyukaay. maanaam di si tuumal nit di si yàq nit di si def lu nekk. tey yow en tant que jeune ban jàngal nga si am ak peut-être ban message nga si lancé envers la jeunesse d'une manière générale. bon je me dis que ñun jeunesse bi dañ bëgg lu yomb dañu bëgg nekk ci internet bi nekk ay fakir ci suñu biir kër yi parce que da ngay gis ko mel ni man soo xëyee doo lekk doo naan mais damay xëy dem àbb sama benn morom lu rafet dem taxaw ci place bu luxe sañse dugal ko ci internet bi pour juste am ay followers nekk star ci réseaux sociaux yi bu ma xëyee damay kolo 100 francs bu ma passé dem jàng te ku ne ñëpp léegi benn moo lañu bëgg ñoom muy nekk influenceur. merci man dinaa jël koo xamante ni nii. non amul benn capacité mentale bi amul benn xam-xam bi mu ne man influence di ma influencé. ok. xalaatuma loolu en plus ñun jeunesse bi dañu bëgg leen surtout jigéen ñi ku ci gis iPhone takk cheveux bu cher. te yàlla xam ci ay seen yi ñàkk ay rajo yi lañ ko jëlee ay mbaraan fii ay dóoru fii. jigéen ñi dañu bëgg lu yomb te bëgguñu ñàkk en fait. wala je parle en tant que jigéen la. j'ai que 20 ans. bien sûr fii su ma ko tuddoon Thiès ñu bëri xam nañ ko fii nii wala la ci weeru ko laa nekk yàlla na yàlla war ko si kawam. macha allah. li may jox diplomate la ba ma nekkee Dakar dama doon ñàkk def naa sax babysitting pour mën a amal sama bopp li may am. xaaruma ko si dara. dama bëgg nekk koo xamante ni maay lépp li ma am maa koy defaree sama bopp. macha allah sama bopp macha allah macha allah merci beaucoup lii rek bu benn exemple bu favorable envers tey jii la jeunesse surtout si niveau Thiès merci beaucoup sister aca ñu jëlaat beneen auditeur rapidement 78 ñiy woote sama téléphone mën nañu woote directement si téléphone bu ñuy joxe 78 125 89 92 allo salaamaaleykum aca 78 125 89 92 le temps que Mass léegi man Zizi man damay voilà tàggatoo léegi Bass yow avant ñu lay bàyyi waaw juste rek sa kàddu bi nga xamante ne peut-être sànq développé nga lu am solo surtout wàllum internet bi tey jii tey exemple kii jigéen la moo waxal boppam wax fu nga xam dafa la jaar tey jii yow tey jii lan ngay tëjee si loolu ak mot de la fin bi dëgg la xam naa ni man damay tàggatoo ci tàggoo gu dul tàggoo dama seen koo xam ni dama ko namm lool te damaa bëgg mu ñëw toog fii mu bokk ci kër gi. Thiès ko namm nag waaw Thiès ñoo ko namm waaw di nit ku baax comme valeur. gis nga muy internet beeg yu ni mel foo gis ñu fay wax lu baax am na ñeneen ñu fay wax lu bon.
foo gis ñu fay wax lu bon am na ñeneen ñu fay wax lu baax. man nag loolu sama gëm-gëm bu bopp la. man tey bu ma duggoon ci benn léeg-léeg bu ma nekkee nii sama YouTube baa ma nekk sama téléphone ma gis benn page boo xam ni dañ cee wax benn titre ñu wax ci lu ñaaw nit wala ñu tudd ci benn sëriñ moo xam Seex Alxaaji Maalik moo xam ku mu mën a doon moo xam Sëñ Tuubaa ku mu mën a doon nag bokkuñu tarixa ak bokkuñu fa bis bu ma lay gis ca waxtu bu ma lay gisee laa koy supprimer ci saa si page boobu dootuma ko mën. très bien page bu ñuy waxee leen di lu bon laax man bu mu mën a doon. très bien sama téléphone amu ko. liñ naan TikTok at ay yooyu ñuy dégg di ko wax. man awma ko man. Instagram ak yooyu yëpp dama ko ci dégg laa ci am. lépp loo xam ne naa ko xool gis ci ñu yàq ci as gor. xas ci as gor. te maam Seera Fall ne na ñett yi ko moytuwul ci gàcce ngay dëkk. xas ku la gën. tooñ ku la mën. xas ku la gën ak tooñ ku la mën. xas ku la gën ak tooñ ku la mën. nee na ku ko moytuwul ci gàcce rek ngay dëkk. te nit ñi nag léegi ñi ñuy xas ñëpp. waaw jërëjëf Assane kontaan naa ci yow ñu ngi jërëjëf kontaan naa ci ruube bi xam nga daa am ñuy ruube. kër gi dafa bëri ruube kat te Assane mi moom it ci ñu yor dossier gaañ ci la bokk de. daa jëfat Assane benn bis war nañoo def ci moom émission. waaw xam naa ni kawteef woon ko si def. non xoola Assane at sama waa ji keneen ki amaat. waaw invité leen maa leen ko demandé jox naa leen sama kàddu ngeen invité ma ni ma ñoom kaa yi ñuy lijjanti. ma wax seen cas te bu ma waxee seen cas dinañ gëj a lijjanti cas man maa wax li am na cas boo xam ne ay waxu caaxaan de xoola nous les demandeurs nous connaissons les donneurs xaaraan katureer yi ñoo xam kër gi rees sos sama ci laa bokk te su ma la ko waxee rek gëm ma waaw waaw léegi nag moo tax léegi daal loolu baat boobu ñu naan sutura yàlla na sax ci àdduna amiin fu mu fanaan nga yëg ni fanaan na fa billaahi ndax yonent bi sax yàlla da ko li tax mu tudd gërëm gi mooy ku amoon sutura ci nit ñi la ku amoon yërmande ci jaam ñi la te ñett daa manqué nit ñi buñ la rawee dañ lay gën a jiitu raw la taxaw xaar la yombul mën la fuuf taddu la noggatu yombul te suñu directeur bii da lay gën fuuf taddu la ko wan raw la fuuf taxaw xaar la mën la fuuf taddu la noggatu kon moom wax naa ko bu yàggul ni ko yow kat ñun dag ñoo teggil benn tuuma bas fu muy liggéeyee ñu ni fenn teggil nga nu ko danga noo teggil lool teggil nga nu rek bas fan lay liggéey ngay laabe léeg-léeg nga dugg ci kër bëgg fa soxna ñun la fu muy liggéey la ñuy ko wax waaw tey xam nga kër goo dugg di labat soxna maas dugg fa ñu ni ko lance loo liggéey bu nee Zik FM laay liggéey duñ ci waxati kon moom teggil nañu tuuma boo xam ni fooy liggéey ñu ni fenn créé na ay emploi yoo xam ni bu ko defoon ci boppam milliardaire lay doon te ñun ñii rek dañoo lëj ñun ñii ànd ak moom ñun ñëpp a léej mais moom suñu léeg gii dañu koo nangul suturaal ñu suñu léegi ñi ko jege nag doon ñu mën a defar just to play saa su ne du jug ci di yaatal du jug di seede du jug di defar te loolu dafa baax ndax sëñ Fallou Mbàkke dani dogalu yàlla dogale ko yombul mu ni soxor ak kiñaan daa tardé ndax daa bàyyi ba dogal yàlla wéy mu daw topp ca te du ko mas a dab dogal yàlla dañuy soxor ak kiñaan dañoo tardé ndax daa bàyyi ba dogal yàlla wéy mu daw topp te du ko mas a dab li zizi am xam nga dama lay wax leen bu ñuy waaj a julli timis wala bu ñu ko jullee ba noppi am na ñoo xam ne du ñu déglu lu dul sa émission bi man bu ma ba créé woon benn rajo di def li ngay def du tax ma mel ni yow kon loolu ku ne nanga ko nangul la ma am di jaajëfal kii nga xam ni man bu njëkkoon bi may doog a ñëw bi ñu ma nee waxal damaa tiit ñàkk tooy xib tey heure bu ma neexee bu ma ñëwee maa ibil sama bopp bien sûr grâce à moom mi moo ma ko jàngal moo ma ko jàngal ba léegi du ma ko war naan ko ñëwal léegi li maay defal sama bopp technique te loolu moom laa koy sante macha allah te ku santul dama lay wax leen ku santul nit doo sant yàlla sëñ Mansour si nee na as dof rek ngay defal mu guuxil xam ne maa ko yeyoo kon nag ñi ngi sant ñëpp ku nekk nag ci li la war mucc ci lëwër maam Seera Fall nee na ku nekk ci li la war mucc ci lëwër nit as góor su ne nag fa ngay jagee bu la jigee doo fa jugee ñun nag Zik FM jag na ci ñun jig nañu moo tax duñ fi jóge kon am nga cere maam ñee xekkale du wees salaamaaleykum wa rahmatullah di jaajëfal sama waa ji Almoutas dama koy bàyyi moom mu continue jërëjëf di wax rek Aziz bu dee mën nañ jëlaat yeneen ñaari auditeur rek parce que ñoom tamit si leen bokk franchement ñu sànq ba tey maa ngi jot ay message 78 numéro de téléphone di 78 125 89 92 78 125 89 92 bu dee am na ñu nekk si ligne bi rek Aziz ku ñëw rek mu mën nañ jël ku ñëw mën nañ jël le temps que sunu beneen invité bi installé Mass
sànq ba tey maa ngi gis yaa ngi bëgg a wax si li nga xamante moom mooy dérive internet bi fii nga xamante ni si la nekk allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum Aliou. sëñ bi tur bi naka la. waaw ça va. ça va alhamdulilah tur bi naka la. ma ne tur bi naka la tur bi naka la. Alassane Diagne. waaw fan ngay woowee. maa ngi wootee Cité Lamy. waaw d'accord yow la ñuy déglu da nga bëggoon contribuer si waxtaan bi. waaw. waaw yow rek la ñuy déglu. joxaan ma keneen Aziz joxaan ma keneen bu dee am na ku nekkaat si ligne bi Mass si par rapport ak internet bi lan nga ma si mën a jox comme contribution. ak dérive bi nga xamante ne tey jii. ana sutura. ana sutura Sénégal bi ñu nekk allo salaamaaleykum. allo. waaw. waaw da ngay déglu si sa téléphone comme ça booba dina neex dégg-dégg dina neex. léegi man maa ngi wootee Cité Lamy quoi. waaw d'accord d'accord lan nga bëggoon contribuer. léegi après dama bëgg a jàll message quoi. da nga bëggoon. non. léegi après daa xam nga li ngeen wax nii daf ñoo laal quoi loolu tax ñu bëgg jàll message bi. waa acca. yow la ñuy déglu. parce que tey jii nii boo xoolee imagine toi tey jii nii jeune bëri na mu liggéey. boo ñu gis ñu ngi topp jakartaay te jakartaay dafa nekk loo xamante ni nekk loo xam ne moo ñu jëmal kanam quoi. nit ku si nekk da nga war a fonk suñu métier gëm li ngay def xam li nga tax a jëm ñun malgré dëgguñu fi mais tey doona nekk fii nii alors que pour travail gëm suñu bopp bañee ko boo ñu gisee suñu ginnaaw mbubu boo ñuy toog ci waat fu lañ ciy def ñu bëri pour moom noonu daf leen jaaxal mais dafa nekk loo xamante ni noonu loolu leen gëm te loolu la ñuy dund lépp lu ñu def dañ ciy dem bu mu jeex mais pas ñu nekk di taawal di jéem a xool yeneen gars yi daa benn paa moom mu doon woo ni ma carrément jeune léegi dañu bëgg a dund dañuy yor 100 francs bëgg a dund 1000 francs dalal ko loolu noonu dafa métti. aha merci baax na merci baax na jërëjëf sa kàddu rafet na masko ki acca macha allah jërëjëf sëñ bi jërëjëf xam nga ñun dañu am benn damay ñaan sama moromu jeunes yëpp mooy que ni ñu dem nekkaat seen bopp nekk ci activité yaa ma gën a xam. d'accord waaw nekk sa job. parce que y a pas de tout métier. d'accord c'est bon allo salaamaaleykum ñu jëlaat ku topp si moom allo. salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay ziar. yal nañu yàlla boole yool yi. tur bi naka la fan nga ñu woowee. maa ngi ziar bu baax. alhamdulilah tur bi naka la. allo. yow rek la ñuy déglu tur bi naka la sa tur. yal nañu yàlla boole yool. maa ngi wootee Thiès Kër Issa. yaa ngi wootee Kër Issa. Adama Ndiaye taalibe Seydina Ousmane Mbacké Noreyni. d'accord Adama yow la ñuy déglu Adama. Adama Ndiaye la taalibe Seydina Ousmane Mbacké Noreyni. Adama Ndiaye taalibe. waaw. Adama yow rek la ñuy déglu. waaw ku baax. waaw. xam nga man li ma jaaxal ci internet bi. waaw. xam nga li ma jaaxal ci internet bi. waaw. mooy léeg-léeg dama ciy gis yu doy waar. billaahi. ndax dafa am loo xam ne. damaa njortul ne doomu aadama war na koo mën a wax morom mi. billaahi. ndax gisaguma ku faatu. ñu dee yóbbu ca janaasa ya. ñu solal la ay dàll. man musuma gis ku faatu ñu solal ko ay dàll. te defe naa ne lépp loo xamante ne nii doomu aadama bi yaa ngi koy def. war ngaa mën a sóoraale sa bopp bés buñ lay yóbbu sa janaasa ya. lan nga fay yóbbaale. deru jaam ñi ngay yóbbaale. wala alal jaam ñi ngay yóbbaale. wala yow sa jëf yi baax ngay yóbbaale. ab jaam war na ko sóoraale. ndax léeg-léeg nga dégg ci réew mi loo xam ni ab jaam taxaw ne fii laa féete ab jullit la di wax ci jullit loo xam ni wala di wax ci kilifa réew mi loo xam ne wala muy wax ci kilifa aada yi loo xam ne bu génnoon tey mën naa tukki réew ndax dox bu mel ni man mën na cee yem jëflanteeg moom te lu ñaaw a ñaaw lay doon yàlla xam na ne dama koy gis ci ni ko ñëpp koy gisee. Mass. dégg nga waaw fukki kiiwee. macha allah gis
xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am solo Zizi mooy loo xam ne kenn ku nekk war nga koy bàyyi xel bu fekkee ni ëllëg bëgg nga am sutura yonent bi dafa nii woo man satara musliman satara lahu yawmal qiyaama mu ni képp koo xam ne da nga suturaal sa moroom jullit ëllëg yàlla dina la suturaal n'est-ce pas dafa naa sutura foofu la nga gën a soxlaa mais boo xoolee ñun sénégalais yi ñun dañoo tardé ci benn côté muy lan ci wàllu internet parce que ñun ba léegi ñun xamuñu internet lan lay jëriñ s'il te plaît Zizi parce que li ñuy xënti woo mooy lan waa tey dégg nga li ma wax mas ko ci réseaux sociaux yi ki ni ko waaw dégg naa ko maanaam ñun problème yi dañuy jël suñu temps bépp ak suñu ité yëpp def ko ci internet. ban temps la ñuy am pour liggéeyal suñu dëkk que topp si loo xamante ne si inutile nekk si internet bi si goru gars yi te temps bu ngay perdre boobu yëpp xëy na soo ko amaanoon def ko temps boo xamante ne dina la war a mën a nga liggéey si dara mën say tekki pour ëllëg. Zizi dañuy gis koo xam ne internet lay yor suba ba ngoon yëpp day nekk en ligne benn am na ci benn moment boo xam ni 1 heure de temps bi nga jël wala 2 heures de temps bi nga jël nekk ko ci connexion bi mën nga cee lire benn téere boo xam ne mën nga cee mën a jeexal wala kat war nga cee mën a tari saar boo xam ni kat war nga cee mën a jàng saar boo xam ni kat peut-être yow xamoo ko woon wala soit mën nga war a déglu benn waxtaan yu mag ñi boo xam ne nii tey am nga loo xam ne war nga ko cee mën a jàpp alors que ñun xalaatoon loolu de bañ nañ ko sax yow internet bi booy xool vidéo yi bu fekkee affaire yi diine lay nii gars yi dañ ko sax bii xoolal xam nga la ñuy def xam nga la ñuy yàkkamti exclusive yow déggal kii yow li mu wax tey waaye yéen gis ngeen si tey li mu wax li mu wax nga dem fii ci en général saa gisee yow waxee yow xam ne yooyu noonu waxe lu dëgg la te yonent bi dafa wax lu am solo ni képp koo xam ni gis nga fen ni mu baat boobu noonu ni ko nit ñi xeebe ni ko négligé boo boole woon béolem ñaawteef yëpp laa la wax de muy sàcc muy njaaloo muy lépp lu mën a doon boo ko tegoon ci balance bi bu fen ñëwee daanal leen est-ce que xam nga fen garaaw na kon comme déjà kon li nga xam moom mooy internet bi kon déjà ñu ngi ciy yàqante ñu ngi ciy fen ñi di la xam mooy li di ci sos diw li wax na nangam gis nga diw xaawi suturaam tey gis nga li may faral di wax ma ne ñun Sénégalais yi ñun dañoo tardé ci côté boobu noonu Sénégal ndóol bi internet dafa ñëw gën koo appuyer no si suñu jot bi ñu amoon internet da ko ñëw gën koo remplir ko parce que tey man mënu ma comprendre Zizi nga nekk ci internet bi man ci internet laay liggéeyee Zizi maa ngi xool ban cas moom mooy am te boo xoolee ne cas yi nga xam ne moom la ñu yàqante boo xoolee moom la ëpp lu ñuy di vie moom la ëpp lu nit ñi di abonné da ngay gis koo xam ne ku dugal benn vidéo nga gis mu am ñaati vie xoolal tey exemple tey am na benn programme bu amoon fii Sénégal ñuy def li nga xam mooy direct ñii ngi def religion fee ñii ngi def yàqante fee ne tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo abonné ci ñi yàqante ñi nga xam ne ñoo koy xool bii maanaam boo xoolee fee ne ay 125 lay am ak kii day nekk ay presque ay 100 ans ay 50 000 vie mu wane ni Sénégalais yi léegi jeunes yi ci bari ñi ma ko sañ wax mooy ñoo bëggul lu baax problème mooy surtout li nga xam ne moom mooy yenn yor bal mais surtout jigéen ñi ci la ëppee day gis ñoo xam ni dañuy nekk ay xaritanu woon internet ñëw jaxase leen féewale leen léegi soo xam ni sax oustaz boo xam ni sax yëfi àdduna la gëm par exemple bu dee benn vidéo nii diw sa noonu la waaye da nga koy def nanga boo xoolee xale jigéen ñi mën na jël nekk seen fans parce que parfois ñu dugal ay set yoo xam ne ñu ngi gaane wala suuf bien sûr kon déjà influence mi ngi ñëw yàqante bi mi ngi ñëw waaye iñaan mi ngi ñëw Zizi su na waxee ni la lan mooy iñaan mooy lan am jot boo amee jot nga gis lu nit ñi am soo gisee li nit ñi am loolu may war li nga xam mooy soxor. d'accord kon donc mën a bëgg rek nga yeewi ma parce que dama mas yow mënoo ko dem non xam nga mas ko kii mënoo ko dem xaaral ma ñëw ana tan tang lay sifé bank xaaral ma ñëw no mas bàyyi guma ko us acca ci net bi doy na waar de trop dox dajala de kër gu mag la man li ma ci gën a touché mooy yàqante bi ci li war a mën a ñàkk ba ndeysaan démb mu tëdd sama nekk démb ci am na fi benn jour bu fi takk benn jabar lu yàggul dara temps sax mu ngi def buzz bi yaakaar naa fi mu takkee jabar fa la ñu génnee ay audio est-ce que ba nga dégg si turu tax man tax nga am habitude sax di commandé ci yooyu ba jot naa sax commande daan ne kon am na ñaar ñu tudd Thiès ñu dëkk ci mbir mi te xoolal ñooñu kenn xalaatul woon ni bis dina ñëw ñu tudd leen ci domaine yooyu noonu est-ce que xaawi sutura jàmbur ci internet ba moo tax ñu tudd leen ci war na mën a nekk lu ñàkk surtout ci ay jigéen a jigéen bon weesuwul kii yeew nañ ko jël nañ ko soxna ba libéré nañ ko
nga jël ay audio yi nga xam ne yéen ñaar la woon. yéen a ko sekkoon avant yéen ñaar ko sekkoon avant nga jël ko wili pande ko. pour lan. est-ce que lan moo ko fi jar yàqante bi. est-ce que ñaaw na trop. est-ce que damay ñëw suñu beneen invité bi muy Am yow avant ma la yeewi Am Lodja Am ñu ngi lay nuyu tout d'abord. En attendant les événements. si si yaa dof de. ma ne ko en attendant les événements. mais ko ben nam naa la. mais ñoo la ko fee. yaa ngi am jàmm. waaw ça va alhamdulilah. Ça fait vraiment plaisir. gisante waat ak la famille. bien sûr. comme on dit Zik FM Sama FM Thiès c'est une famille. grâce Ousseyn Ndour. voilà directeur moom kenn du moom et que voilà dañuy commencer d'abord di koy nuyu. di koy wax déwénatil. di koy baalu àq. ci weer bi nga xamante ne ci lañ nekk muy weeru koor bi di koy wax aussi képp koo xamante ni yaa ngi fii ci kër gi Ziz to Play suma copain Ousse le Roi bi nga xamante ni moom je pense que ni kàddu yi benn la ak képp koo xamante ni animateur nga nekk liggéeykat wala mu ngay auditeur ak auditrice su rajo bi la Sama FM Zik FM Thiès donc di am contentement tey di ñëw ndogo ak waa kër gi tey fii Grand Standing ñu nekk en duplex aussi mën a def tamit jotaay bi ngir comme ni ñu koy defee à chaque fois essayer de joindre l'utile à l'agréable mooy di bégal Thiessois ci ay ambiance ci ay animation mais aussi di leen di gunge ci ay waxtaan yu am solo et je pense que ni sànq ba léegi depuis ñu ndogu ba léegi yéen a ngi waxtaan ci ay thèmes yoo xamante ni vraiment nit ñi ñoo ngi ciy jàng lu bari et je pense que ni rajo loolu lay jariñ da ngay divertir da ngay éduquer mais aussi da ngay sensibiliser tarkal la. ça c'est vrai lépp baax mais le mot influenceur. tey ñu jël ko def ko métier. kan mooy influenceur ban rôle lay jouer lan la war a mën a contribuer si dëkk bi ba tey ku jóg influenceur la nekk si internet bi lu la neex nga wax lu neex nga kii am peut-être yow peut-être war nga si war a mën a indi tuuti ay réponses quoi. waaw le constat est général ah man fi ma ci commencé comme ni nga ko waxee léegi c'est devenu une tendance bañ nañ ko sax ba dañu koy boole ci li nga xamante ni moom mooy les nouveaux métiers. Parce qu'aujourd'hui tey Sénégal dafa am loo xamante ni culture de la médiocrité bi ñu doon gis ci ay yenn domaines yi tey dañu dem ba nga xamante ni dafa law boo déggee ñu naan la terme léegi man je suis un immature man immature laa ba ñu koy ndamoo immature nga xamante ni je pense que doomu aadama nit ku nekk bokkoon na ci li nga xamante ni moom la ñu daan def mooy fexe ba nekk leader wala fexe ba nekk meilleur ci domaine boo mënti nekk wala bu fekkee da nga nekk aussi ak sa ay nawle nga fexe ba nga ràññeeku ci lu baax ci ay valeur mais tey bu ñu demee ba nga xamante ni immature la ñuy ndamoo c'est-à-dire tey ku la gën a con dama yàlla ñu jégal ma un peu ci terme yi mais Sénégal dañu koy wax c'est ku la gën a con ku la gën a entre guillemets xamadi maanaam vulgaire ci ay kàddu ku la gën a dof tey moom la ñuy jël tey voilà relever ko au rang de vedette de star je vais juste donner ay exemples yoo xamante ni tey nga gis benn show à la télé par exemple on te propose benn Ouzin Keita benn Pawlish beneen programme ñu lay proposer benn waxkatu diine wala benn koo xamante ni xam-xam lay wax les Sénégalais vont se figer ñëpp dañuy dem ci li nga xamante ni folklore la en réalité amul lenn lu ma leen di jàngal amul lenn lu ma leen di apporter alors la question qu'on va se poser mooy que ñun Sénégalais lan moo ñu dal wala qu'est-ce qu'on veut réellement. c'est ça la question. c'est-à-dire am nañu jot. franchement. de un. lan moo ñu dal lan ana suñu valeurs yi ana li nga xamante ne suñu maam yi dañ ko fi defoon ba tey Am Lodja tey nga nekk xale nekk si koñ tey nga def loo xamante ni defoo ko keneen moo lay yar du seen waa kër tey moo lay yar. waaw mais loolu valeur yooyu noonu yu njëkk yooyu noonu tey ji sañootoo yow tey nga romb benn xale si mbedd bi mu def loo xam ne jaaduwul nga dóor ko soo matul police fa nga jëm. mais maanaam ñàkk valeur yooyu noonu foofu laa doon kiiwee doole. mais Juju la société sénégalaise elle est malade. tey bu ñu koy wax bu ñu ko jàngatee ci bu commencé ci famille bi nga génn ci koñ bi génn ci quartier bi ba ci au niveau général boo xoolee la société en tant que telle elle est malade. li nga xamante ni tey mooy ay repères amatuñu ko valeurs yi nga doon wax tey amatu fi. da ngay nekk xale bu ndaw ñu jox la ay outils yoo xamante ni tu es exposé tey boo yoree sa téléphone connecté wu internet nga xamante ni tu es connecté à un monde boo xamante ni c'est d'autres réalités yoo xamante ni nekkul yow sa culture et puis amoo benn bagage intellectuel amoo benn kiiraange boo xamante ni voilà tey mën nga am ay limites amu ci on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les lomotifs
récemment man toog naa dégg ay lomotif xale yi Thiès yi dégg lomotif xale yi Mbour yi dafa dem ba on s'attend à chaque fois mois mu am benn lomotif tendance la. Les parents dañu leen di interpeller à qui la faute est-ce que les parents ñoom ñoo faillir à leur devoir d'éducateur ci yarin bi la wala est-ce que nous qui sommes jeunes ñun xale yi ñoo rëy bët weddi li nga xamante ni moom mooy aada ak cosaan dem jël suñu bët teg ko ci leneen je pense que c'est des questions qui méritent d'être soulevées mais en tout cas bépp ndaw boo xamante ni yaa nga ñuy dégg li ñuy wax rek à chaque fois le discours wala wax ci benn la mooy que ni ndaw dafa am loo xamante ni ci loolu la ñu lay xaar les Français dañuy wax veni vidi vici c'est-à-dire tu nais tu grandis et tu meurs et que nit ki da nga war a def ba nga xamante ni sa dund na am njëriñ c'est-à-dire su ma nee na am njëriñ mooy fexeel ba marqué sa empreinte ci lu baax tey ñu ne ah boo fi jógee ëllëg ci biir ñu ne moom kat defoon na fi lii wala waxoon na fi lii ci lu baax mais xoolal da ngay gis ay xale yu ndaw yu génn àdduna juge yuy jëlaat seen ay riposte seen TikTok seen Instagram généralement boo koy xool nga xam ne kii nekkatu fi tey mu ngi ci dëgg mais booy gis vidéo yi ñi di publier waat surtout TikTok bi xale jigéen ñi encore une fois ñu leen ci interpeller parce que c'est des images qui restent ba ci sa ay doom sa ay sëtaat dañu koy gis donc je pense que ne lu ci nit di def rek na ko sóoraale tey neex na trop mais suba day am. te suba lu jar a sóoraale la. suba day am. suba donc lu jar a sóoraale la ci côté internet bi loolu la ñu ciy wax en tout cas c'est un fléau xamuñu ne nag ndax solution dina am en tout cas ça va être très difficile parce que xës na balaw mais ñi nga xamante ni au moins am nañu benn degré de conscience bu leen dese ñu bàyyi ci xel xam ni ndaw warul am jot loisir terewuñ ko kenn mën nga bégal sa bopp mais en 24 heures yi xaaj ko ba nga xamante ni dina am temps boo xamante ni temps wu liggéey la dina am temps boo xamante ni temps wu jaamu yàlla la dina am temps boo xamante ni temps wu nekk ci bégal sa bopp la mais bul jël sa 24 heures yëpp tout le temps tu es scotché sur ton téléphone yaa ngi nekk boo duggee Instagram génn dem TikTok de mais réfléchis yaa ngi toog saa ay liggéeyoo yaa ngi toog am ay problème yaa ngi toog ay nit yaakaar ci yow mais temps bi ngay def foofu juge boo toogee nga jéem a sax xalaat benn projet nga jéem a toog def benn autocritique man kat fan laa toll ci sama àdduna lan laa war a def pour génn ci tu te poses ces questions et tu essaies de trouver des réponses à ces questions wallahi lazim boo ko defee suñu borom dimbali la mais li ñuy wax dëgg bi dafa mais parce que nekkoo ci dara loo xamante ni tey aujourd'hui mën na la permettre tey nga gis solution dafay mel ni tey benn fas buy daw nga jël nëbb ay bëtam saa yi nga bëgg mu jaar ci yoon bii nii mais mënu fa jaar parce que dafa am lu ko baare voilà il faut que li nekk suñu bët yi ñu teggi ko ñu mën a poser wul les bonnes questions pour trouver une solution Jakarta sànq dégg naa ngeen koy wax bu liggéey allez-y Ziz looy liggéey nga ne ma Jakarta man la non mais nañu waxtaan sànq rek benn auditeur sànq rek non mais du métier c'est-à-dire c'est un tremplin d'accord de affaire yi metti na amagoo solution nga ne xaaral ma jàpp ci lan pour régler des problèmes quotidiens loo xamante ni boo xëyee war nga ndekki war nga añ war nga reer garaaw c'est ça boo mën a récolter en attendant ngay am ci loo jàpp ci lu dëgër mais essayer de trouver un métier bu fekkee jàng la mais demal nga jàngi bu fekkee wuti xam-xam la demal nga wuti xam-xam mais leneen li gën a kii sànq rek directeur mu ngi koy souligner mais Jakarta ça coûte quoi combien ay 450 000. 450 000. mais est-ce que juge xam nga ni waxuma sax 450 000 mais est-ce que xam nga ni avec 10 000 francs nit commencé na ci benn business boo xamante ni tey aujourd'hui capital bi tey ça vaut des millions. ay millions. Et il a commencé avec 10 000 francs il y en a même qui ont commencé avec 0 franc juste de la volonté ñu am bëgg-bëgg bi am pas-pas bi mais yow nga am 450 000 yoo mën a dem jëndee moto nga ne yow amoo benn xel amoo benn pexe amoo benn idée de projet amoo benn idée tey pour mën a teg benn business mais y a un problème Thiès est un terrain vide comme ni mu koy waxee amul dara Thiès mais ça il faut amul dara neex na def dara aussi. mais est-ce que gars yi tamit nañ la bàyyi tamit nga def fi dara parce que la question tamit boobu tamit ça revient tout le temps. fii kenn teewu fi kenn gis nga tey volonté tey jeune xam nga jeunesse dafa am lu bari lu mu àndal jeunesse dafa ànd ak xadar jeunesse dafa ànd ak jom yëfu gaynde tey nga jóg nga ne tey lii laa bëgg noodu amul ku lay téye li nga bëgg na dëggu ci yow
secteur privé la ci domaine yi nga mën a investir yi nga mën a lancer wu bari na mais je pense que au fait on est berné dafa am benn ngelaw bu ñu ëpp ba mu xamuñu ba mu nelawal ñu sax laay wax dafa mel ni rek ñu dugal la ci benn voilà comme fi ñu nekk nii rek taal clim bi ba mu sedd ba mu sës tous les jeunes dañuy nelaw moo tax mënuñu gis solution mais bu ñu xalaatee tuuti rek je pense qu'on peut trouver une solution par rapport à cette situation. D'accord. Atia ñu xoolaat auditeurs yi si ligne bi 78 125 89 92 78 125 89 92 su amee auditeurs yi nga xamante ne ñoo nekk si ligne bi rek comme ça ñu jël leen en direct si débat bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. foofu la Zik FM. waaw soxna si tur bi naka la. Aïda Gueye. Aïda Gueye lan ngay contribuer si waxtaan bi. maa ngi woote cité ouvrière. d'accord te waa sama koñ tey moom macha allah de ci débat bi rek ci site yi ngeen di wax affaire yooyu. allez sunu waa koñ cité ouvrière quoi. waaw ndax daf ma cee am benn kaamal nii wallahi reet na defuma ko bi ngeen di wax juste dafa fekk ma taaj sama réer mais daf ma intéressé ba. damaa wàcc dem jëndi crédit. est-ce que. ndax dafa am suñu doomu nday boo xam ne dafa gaañu woon mooy Codou Fall la tiktoker muy nit ku baax nit ku am dayoo nit ku am fu xam ne dafa tegoon nit mu dee ay nit di bind ci sitam di n'importe quoi te ci même jour dëjëm ci la ko femme bi def muy koo xam ni xaritam la woon bàyyante nañ dañ naan nit rek di ngeen ànd mu ëpp le succès yenn yi mu dem ba am dayoo te amoo ko affaire yooyu noonu jalousie mu bind n'importe quoi ci sitam mu mitti ma nag wallahi boutique bi ma jëndee crédit bi may wax ak moom dane ma man jour bi ma ko gisee rek ñu estati ko ak tiktok bi damaa jooy ma ne ko sama doomu nday la sama rakk bi topp ci man moom lañ ko màggalay jour bi muy gaañu usine la ma fekk wallahi damaa quitté usine dem suñu kër fa laa jëlee mal fa bu ma solo sama jëkkër bi ma eggee ba suñu kër ci laa ko expliqué mu ne ma loolu de kenn mënu koo toogaal dem mais xoolal nit ku dee mi ngi def ay vidéo même pas 2 semaines di wax naan nit ku dee ngay jëw bay jëw ki dee way Abdou Guité boobu tiktok ko même pas laa la wax 2 semaines mu gaañu kooku mu gaañu muy bind n'importe quoi ndax ëpp na ma dayoo wala am na lu ma amul liñ naan jalousie di bind n'importe quoi parce que nga invité site yëpp nag sa kër di bind lu ne te mu nekk nit ku baax ñun fameem ñoo mën a wax ci code ñoo mën a cité ci code te wallahi lazim man mën naa ni li ma ko gis bariwul mais nit ku baax nit ku am fu mu teg nit nit ku am succès nit ñi li ñuy génneeti nañ koy segg di ko seetaat dee beneen affaire la même bu dul dee sax ci ngay wax li ngay wax na nga ko xam na nga ko segg na nga ko seetaat surtout ñun jigéen ñi jigéen mooy yàq jigéen li ñu naan homme yàq homme waaye femme yàq femme jigéenu sénégalais nañu seetaat suñu bopp di defaru te xam ne il n'est rien tard pour bien faire àdduna jeexagul nañu góorgóorlu wallahi tey laa mësa dugg rajo dama leen di suivre nag chaque jour des fois ma bëgg a participer mais xam nga rek tey la ko yàlla dogaloon ma bëggaat nag ñun jigéen ñi surtout ñu defaru jàngaat àdduna dara jeexagul nañu góorgóorlu waat ñu defaru ay ndaw lañ man nii di wax j'ai 36 j'ai 26 ans xam nga ni loolu bariwul 93 laa judd fin 93 te koddu man maa ko mag sama rakk bi topp ci man moo ko mag kooku xale la mais ngay ànd ak moom dem na bu benn laps temps mën leen a ànd mën leen def mu changé ngay wax n'importe quoi ak yeneen yoo xam ne kenn mënu koo détaillé nit ñi nañ defaruwaat maa ngi leen di jaajëfal nag di kontaan vraiment ci émission bi li ngeen di wax am na solo am na njariñ macha allah wax dëgg yàlla kontaan nañu vraiment surtout ni ngeen def di sensibiliser jeunes yi jërëjëf lu baax la kontaan nañu vraiment surtout jërëjëf kontaan naa trop merci beaucoup ñu jëlaat keneen Aziz ñu jëlaat maximum mën nañ jëlaat maximum après sama gars yi mën ngeen noter mën ngeen noter Ouz mën ngeen noter par rapport ak auditeurs yi ak auditrices yi li nga xam ne moom la ñuy wax si 78 125 89 92 78 125 89 92 Aziz bu dee am na ku nekkaat si ligne bi
ñu jël ko acca 78 125 89 92 acca ñu xaaraat tuuti rek parce que ñoom tamit si leen bokk auditeurs yi si leen bokk di bàyyi xel émission bi nga xamante ne ko def plateau spécial fi nga xamante moom mooy Grand Standing danoo déplacé wu studio bi daal di ñëw fii si Grand Standing actuellement def édition spéciale waxtaan si waxtaanu ndaw ñun la jeunesse d'une manière générale muy 78 125 89 92 Aziz ku ñëw rek xam nga kii dugal ko incha allah dégg nga kii lu mu wax tey lii yëpp am mu nekk suñu société bi nga xamante ne tey jii comme lu am wax rek dafa mel ni daal ñun daal dañoo gërëmal rek léegi amuñu rusuwaay quoi mën nañ ut buzz façon bu nekk pour lan après ban njëriñ moom la lay amal sa àdduna est-ce que yaa ngi xalaat suba ba mel lu jara mata sóoraale la encore une fois bu la àdduna jaay bu la àdduna alalu àdduna jaay ba nga yëkkati benn mot boo xamante ni yow xamoo ko si nit nga teg ko si deram rawatina nag nga yóbbu ko fi nga xamante ni àdduna bi yëpp a ngi fa yow nga yaakaar ne yaa ngi def ngóora yow nga yaakaar ne da nga see am ndam fekk yaa ngi nax sa bopp xalaatoo suba te dégg naa même njaaloo sax sama xam-xam bëriwu si ñu ne balaa nga koy ji nit sax foo mu am ay différents seede yi nga xamante ni bokk si li nga xam ne kii Oustaz Oustaz foofu laa koy dugalee Oustaz non Ziz pardon ci cadre bi xam nga ñun moom duñu ay Oustaz ñun moom comme li wax rek ñun moom bu dëgg yàlla ay ndaw lañ rek non bas moo la fi jaay moom bas moo la fi jaay nangu rek Oustaz non wallaay Zizi allez-y Mass Zizi comme li may wax rek dafa am loo xam ne c'est obligatoire nit ki di ko xam non métti na nag métti na am franchement métti na tey ji ñu teg dara sa der xoolal kii nii tey lu métti la am na ñi nga xamante ne ñoom wax yu mel noonu jigu leen as gor ngay teg dara si deram Zizi métti na Zizi gis nga gor rek la mën a doon nit ki ñu jël ko allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo Zi waaw tur bi naka la bon ñoo lay siyaar bu baax a baax delloo siyaar bu baax tur bi baax lépp tawfeex rek waaw ça va alhamdulilah waaw dama bëgg a participer si jotaay bi quoi d'accord sa tur naka la ak fan nga ñu woowee waaw Moussa Ba la maa ngi woowee diwaanu Thiali waaw d'accord Moussa Ba ñu ngi lay bàyyi jaaref man sama gis-gis leen rek la quoi si gars yi damay dégg gars yi naan liggéey mais lépp si parents yi la benn côté si suma ko sañee wax quoi benn côté parents yi ñoo defatu seen devoir sa doom yaa ko juru la bu njëkk ba mag ñi dañ doon def naan boo bàyyee jàng tag rek automatiquement dañ lay jël yóbbu la si métier wala ñu laaj la loo bëgg a def nga dem yóbbu la si benn bërëb dénk la fa mais dénkaane amatul booy jàngatuñu métier ñemeetuñ du metti bëggatuñu seen bopp ñoom jàpp nañ ne sàcc taxawaalu garaaw moom moo leen di jëmale fi ñu bëgg a dem quoi bu ñu waxee chômé yaa nañ liggéey bu dee président li bëgg a def leen rek la nañu xalal fii ne àll bi gars yi dem bàyyi ji ngir yàlla yone jeunesse bi bu ñu demee bàyyi ji nañ jéem a am lu ñu kii mais pas li ñuy jéem a dund nii barki alxuraan loolu rek laa gis te loolu laa doon wax waa beneen jërëjëf loolu am na solo acca Aziz bu dee mën nañ amaat ñeneen ñu nekk si ligne bi si même numéro bi rek di wax rek mën nañ jëlaat ñeneen ku ñëw rek dugal ko Mass acca waaw Zizi maa ngi nekkoon fa am solo pour conclusion rek mooy la vie est fabrique par les mauvaises pratiques et la vertu par les bonnes pratiques mais c'est quoi le beau problème bi foofu la nekk Zizi man comme li ndaw si wax léegi dafa vraiment dafa métti na franchement parce que góor rek la mën a doon gis nga fii Sénégal bu fekkee góor nga maanaam xam nga la nga dul dégg mooy yow mi da nga ëmb te bu dagaroon ñu wax ko yow ku góor ki bu dee su ku jigéen la moom moo gën a sonn day taxawaaloog lu ne la ñuy def Zizi ma xoolal leen na gis nga ñun wax naa la ko sànq may la yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni wax sànq rek képp koo xam ne nii bëgg nga ëllëg suturaal la da ngay suturaal sa moroom jullit problème mu toll mooy suturanke li nga xam mooy sutura dafa tumburanke sutura sang bi day summi ay dàllam di daw te xamul fan lay dugg parce que sutura moo amatul Zizi pour yow
nga nekk koo xam ne ni yow nit ñi dana la bëgg wala nit koo xam ne yow yaa fi toj wala toj nga fi faaw nga koo xam ne da ngay nekk di jaxase faaw nga nekk koo xam ne da ngay xawi sutura jàmbur yi te gis nga si ba pare tamit Mass doguma la ñu leen di dooleel tamit. waaw Mass ñu leen di dooleel. ñu leen di dooleel. ki lay dooleel ki lay jox dërëm moo lay dooleel ndax tey jii man gëw ma ni nit ñëw am na temps xëy war a defi leneen nga toog jël sa temps pour yàq nit da ngay xool ci côté politique bi à chaque fois bu débat amee da ngay dégg ñu ne diw moo ne ci ginnaaw ay jeunes moo leen finance ñu toog uniquement que di yàq nit mais tey jeunes yi si seen jëm bopp ñoom ñoo war a mën a bañ loolu noonu comme ni ñu koy wax dund gi yàggul saa yi damay faral di ko wax ku dund plus de 63 ans li nga dund bonus la nañ xaar ni nga ko waxee sànq rek bàmmeel dafa nekkul doy waar jël soit xel yi bu baax dama lay appuyer foofu de gis nga almatu babun de buntu la wa kulla naasi daaxiluhu kenn ku nekk di ci dugg waaye nag problème mooy yàlla te seex yi ginnaaw ma faatoo man daaru ban kër lay am problème ba foofu la imma nga am këru àjjana imma nga am këru sawara su fekkee ne nit ki nag ëllëg da nga bëgg a bokk ci yàlla ñi ñuy recevoir ci bureau bi ci salam bi comme fi ñu toog nii yàlla bu fekkee ne yow da nga bëgg mu recevoir la yàlla bu fekkee da nga bëgg mu kontaan ci yow il faut que ngay xool li nga xam ne moom li gën il faut ngay xool li nga xam ne moo nekk loo xam ne lu bon la mais pas bu fekkee da nga bëgg jël ci yoonam bi beneen boo xam ne boo ñëwee yàlla da lay dumbayu naa la demal fële mooy comme ni nga wax rek yàqante bi du ma dem am looja du dem usoroa du dem gisi du dem maskoki du dem doo dem xam nga parfois maanaam dafa Sénégalais yi maanaam ñun ñoo tardé suñu boppam parce que ñun problème boobu ñu dañ ko jël def ko li nga xam ne mooy suñu lépp doo dem du ma dem mais nga koo xam ne defoo ko dara parfois nga ne yow nga ni di gisi yow man dama laa mere quoi te yow wala yow yëgoo ni sax yow mere na la yëgoo ko parce que problème mooy lan amoo jotam parce que maanaam bu fekkee yow da nga bëgg a réussir waroo am jot su fekkee da nga war réussir waroo nekk ci ay détails gis nga ay détails baaxul zizi foo gis ay nit di fa dajaloo zizi maytul ni nekk fa ay détails maytul dajaloo boo fa nekkee benn den la wax loo bëggul wax den la def loo bëggul def den la laaxaale ci loo xam ne yow aloo ko ne sa yoon nekku sa moo tax nit ki bu fekkee da nga bëgg a réussir il faut que ngay dugg sa ruq il faut que ngay nekk ci yow yoo xam ne ni zizi am lu jaa am na ci yenn engagement yoo xam ne da nga koy jël mais parfois nga ciy tàggu nit ki ko mu la njëkk a découragé loo moo saay te nga bañ a dem saay li nga def doo ko réussir saay li nga def nangam maanaam dèjà ñoom ñu ngi lay découragé loo parce que tey am na ko ne yow lii boo ci nekkoon war nga ci mën a réussir mais ñaata yoon nga gis ay jeunes yoo xam ne nii tey di déglu ay waxi jàmbur si Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax lu am solo mu ne ndaw lu tardé daw safar moo tax nga tardé zizi boo nekkee ci yoon bi ku wax bul gestu gis nga ki ne sa ginnaaw mooy xam ba numéro nga sol moo xam mooy xool xam numéro 10 nga sol wala numéro 9 nga sol àdduna boo fi nekkee tegal ci yoonu siraatal mustaqim bi amal say ambition yi kawe amal sa emploi du temps gis nga nit dafay am lu muy bëgg am lu muy bañ nit ki dafa nga war a organiser sa bopp problème ba mooy xam nga dafa amoon benn daje boo xam ni lëg dafa ñëwoon bukki ñëw segg ñëw lëg ñëw ñoom ñëpp ñu dañuy sanc benn dëkk kenn ko ne ñu ne dëkk yi ba ñu koy sanc il faut que ñu wax kenn ku nekk lan mooy sa principe bukki ne bukki xam nga bukki lu mu wax ñëpp wax na seeni principe bi ñay dañi man daal xanaa lay bañ poussière lay bañ bukki ni moom daal lu ñu laaj ko mu ni moom bañul dara dégg nga alors que ne ba dëkk ba di yàqu bukki moo ko yàq parce que moom kenn xamul lu muy bañ dafa gis ñaar ñuy néewal doole rek mu dugg ci jaxase ko poussière ba jóg ñay jóg dégg nga làgg bu tas maanaam c'est une chose yoo xam ni il faut que nit ki problème bi la mu organiser boppam sànq mbokk wax na ko léegi nii parents yi gis nga am na loo xam ni nit ki moo ko jël leel boppam exact am na yenn responsabilité yoo xam ni am bu bëggee réussir il faut que yow nga am ay principes yoo xam ne moom ngay dox gis nga sa waajur bu la sàgganee yow ba yaru la yow nga mën a yar sa bopp xam baax li ngay bëgg xam bu baax a baax fi nga jëm man mën na comprendre ni suñu papa yi alors que ni suñu yaay yi ñoo ñu seetaan moo tax ñun tey ñoo ñu yàq moo tax ñun mën ñoo réussir alors que ni c'est faux pour man nit ki bi nga juddoo yàlla def ba nga màgg xam lu baax xam li bon foofu rek déjà rek mën nga fa jël sa destin en main absolument gis nga imma shakiran wa imma kafura man saa afal yo mi noonu saa afal yokk fur comme neex na nga gëm yoon bi nga jaar comme ku bëgg a wet nag na nga jaar beneen yoon bii mooy yoon bi nga xam ne mooy ban yaa ngi sàcc
yaa ngi agressé yaa ngi dugg ci internet bi di yàq diw yaa ngi xool image u archive yoo xam ne ni am lu jot dafa na ko depuis 2002 nga génne ko si fii lay nekk benn tel toog plateau di wax rek gars yi génne ko benn archive boo xam ne bu yàgg la Sénégal boo xool internet bi loolu demee ba ngay gis koo xam ne ni tey doon na nekk feneen nga gis ko ñu génne ay archive am yoo xam ne dañuy fabriquer ay dossiers yoo xam ne da lay wone lii du dëgg maanaam ça veut dire que ni ñun ñoo tara ci côté boobu noonu te aru ko ni internet li muy jëriñ mooy lan dugg xool sa information yoo xam ni maanaam dugg wala soit nga bëgg a am benn information boo xam ne bëgg nga ko xam ci li nga xam ne day gën a yokk day gën a ñongal sa liggéey mais aru ko ni ñun duñ ko def aru ko ni ñu ngi tara suñu temps ci ay xool ay cas topp ay cas gis nga fii ku fi bawul ay cas bis dina ñëw ñu cas la kon nag li bëgg mooy nit ki kenn ku nekk nga jël ses responsabilités xam lu baax a baax di organiser parce que dama lay wax Zizi man araada dunya fa alayhi bil ilmi wa man araada bil axira fa alayhi bil ilmi wa man araada maa an fa alayhi bil ilmi mooy lan ku bëgg àjjana da ngay am li nga xam mooy xam-xam ku bëgg àdduna da ngay am li nga xam li nga am bëgg li ngay am li nga xam mooy xam-xam ku bëgg li nga xam mooy yom na xiyam da ngay am li nga xam-xam képp nag ku bëgg diggante àdduna ak alaxira da ngay am li nga xam mooy xam-xam problème bi si bëri mooy jeunesse si bëri léegi kenn amatuñu xam-xam ñi si bëri fooy na seen i jàng ñii fooy na seen ay liggéey loolu moo war a ñu nekk fi di taxawalu nekk ci këf téléphone yi jàmbur yi ñii nekk na te loolu nekk na loo xam ni lu ñaaw la gis nga góor dëgg day dem di liggéey dem di fight time is the morning. d'accord 15 minutes moo dese 15 minutes incha allah ñu jeexal émission bi yëpp non 15 minutes rek moo des xam-xam ñu jeexal émission bi sànq dégg nga kii am dafa metti tey nga nekk sa wàllu liggéey am ñi nga xamante ñëw fu ñu toog lañ toog rek toujours ñu ngi xool lu lay gore toujours ñu ngi xool te kii jóge fii sànq seede na ko tey ji lan nga si moom mën a kii contribuer. Jules dafa am loo xamante ne ci àdduna la ñu ko fekk tey bu ñu sonal suñu bopp gis nga même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ñu koy sànni ay xeer c'est-à-dire mënuñu toog kenn du wax ci ñun kenn du ñu jéem a faagaagal loolu ak àdduna ñoo ànd pour man loolu nekkul problème bi xam nga kay na fekk que bu ñu la sànnee xeer wala bu ñu lay wax yow bu mu la freiné c'est-à-dire àndal ak sa jom sa fulla sa faayda nga xam li nga bëgg ba nga nekk ci yoon bi nga xamante ne moo lay permettre nga atteindre sa objectif sànq ndaw si wax na aussi lu am solo Jules muy côté réseaux sociaux yi ñu ñëwaat ci un peu tey ku jóg am nga compte man je voudrais juste dire une chose mooy que nañu def la part des choses tey nga am compte cela ne veut pas dire que da ngay dugal contenu dafa mel ni am naa sama télé wala am naa sama rajo bi dama koy taal di déglu ñiy wax ci rajo bi ci lu may jëriñ télé bi dama koy seetaan am na bëgg naa seetaan film théâtre wala émission lu mu ci mënti doon mais cela ne veut pas dire que ni man maay dem di def rajo wala man maay dem di def télé c'est-à-dire am nga compte TikTok mën nga ci dugg ngay seetaan Juju parce que Juju c'est un animateur dans le cadre de son boulot ci liggéeyam dafa laaj muy utiliser loolu di dugal contenu parce que liggéeyam moom la laaj kii day jaay daf ko soxla pour utiliser ko comme canal de promotion pour def publicité mais yow liggéeyoo ci loo xamante ni soxla nga visibilité soxla woo fësal dara mais xanaa sa yaram ngay fësal non des fois tu vois une fille taxawu jël Snap jël TikTok affaire yooyu noonu c'est-à-dire yow sa bopp ngay mettre en valeur ba pare tu exposé ci li nga xamante ni mooy chat ki mu wax sànq soxna si woote sànq mais ki mu wax xale la 26 ans et on voit que ni TikTok bi à chaque fois ñi ñu lay wax dañu décédé yëpp ay xale lañu après je te pose la question nga ni nekkul est-ce que chat bi parce que yaa ngi dugal yaa ngi wut buzz yaa ngi wut ay commentaires chaque jour nga dugal yaa ngi exposé sa bopp ci loo xamante ni saay siw du jaamu borom ñun ñi nga xamante ni sax xëy na ñoo ngi ci loo xamante ni moo xam mu bari mu néew donte as tuur bu tuur la sax bu tuuti sax yàlla may na la ko mais wallahi lazim te da nga naan sax des fois nga ni bu démb bu doon tey mais xëy na nattu la man noonu laa koy jàppee nattu la mais encore une fois nañu yeewu ci loolu nga am comme tout TikTok cela ne veut pas dire que yow da ngaa war a def ay vidéo pour dugal ko ñi war a dugal nañu dugal mooy ñi nga wax sànq les influenceurs les artistes ñi nga xamante ni seen liggéey moo ko laaj mais jeune boo xamante ni da ngay jàng da ngay liggéey concentré wul ci loolu saa yi
d'accord nga def moins de temps je pense que ni ci tënk loolu la woon comme kàddu boo xamante ni mën naa ko ci sànni. d'accord sinon encore une fois di rafetlu jotaay bi. di kontaan di bëgg. vraiment ci équipe bi yëpp tarkal la macha allah. d'accord Zik FM mu ngi fa mu nekkoon wala lu ko gën a raw sax. merci beaucoup en tout cas merci beaucoup. merci beaucoup am Ouz yaakaar naa man a yow ñoo koy tëjandoo ma jox Mass rek Mass tamit si tënk Mass Koki lan ngay tëj su ko defee booba peut-être Aziz bu dee mu neen am ñaari auditeur rek balaa mën a Ouz tamit di tëj ma joxaat numéro bi muy 78 125 89 92 78 125 89 92 Mass. Zizi dama ñëw fii am na daanele sànq muy ci wàllu jaaytaar bi maanaam gis koo xam ne bu dee jigéen na ma ngay exposé ay cëram xam ni voilà booy bi dafa mool alors que ni yooyu noonu maam ça veut dire que am na yoo xam ne gis nga taar dafay xew yi Zizi gis nga tey surtout nga nekk jigéen tey ëllëg da ngay jur ay doom quoi maanaam tey am na foo xam ne nii bu fekkee da nga exposé sa yaram rek maanaam tey arsi boobu dafa lay topp ba sa biir bàmmeel bi topp mooy da koy wax léegi di ko wax mooy wàllu cat gis nga Zizi cat lu am la cat dafa nekk loo xam ne dëgg la alaa yi no xaqoon bët dëgg la ni dafa am ñoo xam ne dañuy am bët am na ñoo xam ne ñu décédé ñëpp cat moo leen topp dafa wax na la ñu la cat dafay topp ba sa biir bàmmeel gis nga tax ndax tey bay na koo xam ne yaa ngi rek dafa njof ci moom tey alors que ni tey boo xoolee la muy nekk biir bàmmeel la maa détail yi doo xam alors que ni kooku cat sonal na ko ñu jël mbokk bi ñu jël mbokk allo allo oui allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi tur bi naka la fañ nga ñu woowee d'accord ban kàcc nga ñu woowee allo yokkal baat bi tuuti rek s'il te plaît allo waaw doo yokku baat bi tuuti rek sëñ bi ok Mass allez-y Mass baal ma rek ñuy jégalu baax a baax si dog-dogu sànq bi ñu ngi siy jégalu auditeurs yu baax a baax Mass allez-y waaw Zizi comme ni ma faral di wax rek ma ne cat lu am la il faut que nit ñi bàyyi xel ci cat dafa nekk loo xam ne lu am la am na si cër yi ngay exposé di ko wane tey alors que ne mën na yooyu mën na indi feebar yu bari yooyu mën na fay jaaree tey nga dem ëllëg yomal xiyam donc il faut que yooyu ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax bis topp mooy Zizi ma koy dénkaat sama bopp di ko dénkaat ñëpp mooy nit ki bu nekkee ci li nga xam mooy ci àdduna bul xool yi nga xam ne nii maanaam ñoo lay sànni ay xeer nit ki nekkal ci li nga war a nekk li si mu taxaa di wax rek naan nit ki nekk ci nga war a nekk rek ba àjjana maanaam nit ki noonu la nekk ni nga nekk ci lu baax fexe seen nekk gëm ko ku la ciy wax noppil gis nga suñu xaaj maay dañu ko laajee ni ko lan moo tax sa kër tàkkul Malick sa kër amul coow mu ni damuy lan dama noppi ci loo xam ne mën naa koo wax kilifa noonu lay mel man alors que ni gis nga nit ki boo nekkee ci yoon bi am na yoo xam ne da ngay boole noppi parce que noppi boobu noonu noppi boobu noonu maanaam moo lay mën a pousser pour nga àgg fi nga bëgg a jëm mais soo waxee rek yow déjà yow yaa ngi tàmbali di yàqu maanaam gis nga nit nekkal ci li nga doon nekk yàlla jàppale la góor jëm-jëmru rek borom bi wutal la solution bi sopp mooy xale yi nga xam ne nii ñu ngi jàng ba am bac ba pare alors que ne ñuy taamu ban liggéey la ñu war a liggéey gis nga man loolu gëwuma ko man Mass gis nga man mu ma gëm ni nga am bac rek dama am doctorat rek nga ni voilà man ci bureau laa war a liggéey alors que ni loolu c'est faux quoi pour man waroo xaar loolu da nga war a xool yeneen liggéey boo xam ne war na mën a jëmale kanam nga nekk ci yooyu noonu mais soo xaaree ne état dama war a orienté wala boo xaaree ne état damay nang am bay dañu ñu ko ji état mais am na yoo xam ne du ci état ci devoiru nit ki maanaam personne moo war a jug boppam dem ñafe ji bañ a xaar kenn parce que jamono ñu toll nii ma wax leen benn sooy def na nga def te yàlla tax benn maa ngi koy dénk li nga xam ne jeunesse mais ñu jël mbokk bi allo waaw waaleykum salaam waaw sëñ bi yow la ñuy déglu la nga bëggoon contribuer si waxtaan bi ñoo ngi tubaab bu baax tey jégalu ci kii bi réseau bi mooy xaw a daw moo tax allez-y waaw maa ngi teewlu kii bi waxtaan bi si kii wax léegi noonu pour dane boo nekkee ci yoon bul bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw xel mooy maanaam boo nekkee ci yoon waroo bàyyi kenn xel ndaxte booy ne bàyyi xel rek maanaam li ngay def day yàqu bul gëstu benn yoon daal exact ndaxte loolu mooy yoon sax ndaxte daan naa dégg ci benn kilifa suñu sama daan wax naan boo nekkee si yoon moom li tax nga avancé faaw ngay dox te bañ a gersu ndax boo doxee boo gersoo rek sa yoon day yàqu d'accord
loolu sax mooy yoon. maanaam booy dox ay kilomètres di gëstu naan li nga yegg doo mos a yegg mukk ndax da ngay gëstu di xool li ngay dox di gën a jege nga naan man de xaaral li ma defee yegg bëri na. te nga ko yow daanaka yegg ko. d'accord. beneen bi si topp mooy ñi nga xam dañuy kii di sànni seen xawra si biti. duñ musu jug si jag-jag yi di leen yóbbu ci ay sëriñ ak hôpital. maanaam dañoo xamul ne jumbax mooy nit. ndax jumbax maanaam booy bàyyi sa xawra yëpp si biti rek doo mos a jug si sànku. ndaxte maanaam di dox daal di bàyyi sa kii bi yëpp man loolu dama dul d'accord daal wax dëgg yàlla. d'accord merci beaucoup man nag. jaajëf. allez-y foog noonu daanelee waxal foog noonu daanelee. allo waaw dem na maa si tënk rek. waaw Zizi waaw pour daaneel rek Zizi. en tout cas mi ngi noonu daal pour reconnaître ce qui est beau. c'est ressentir des sensations agréables. donc loolu moom dama koy dénk ñëpp ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel. benn bi ci topp mooy connaître la vérité. c'est savoir comprendre et justifier. gis nga Zizi dañoo nekk ci àdduna jamono joo xam ni koo xam ne nii sa xel ñëwul tuuti rek gis nga bu nit ki su amul ngor gars yi fii boo fi amee ngor ñu ngi jéem a jaar la pour jënd la pour bëgg nga jaay si li nga xam ne mooy sa dignité. benn bi topp mooy amal sa philosophie amal si li nga xam ne mooy sa gëm-gëm fii laa bëgg a àgg fii lii moo tax ma àgg fa kon nii laa war a def yoon bi laa war a jaar pour àgg foofu noonu. boo nekkee ci yoon bu la ci kenn mën a jëlee parce que tey am na ci yenn yoo xam ne yaa ngi koy def Zizi am na koo xam ne yaa ngi fanaan ak moom yaa ngi tënd ak moom yaa ngi ataaya ak moom mais kooku noonu moom bëggul nga dem mi ngi xool li nga xam ne mooy sëy ay ba mën koo mën a wili paane di ko mi fa foore ci internet bi wala mu koy mi fa foore ci ñeneen ñi nga xam ne tey alors que yooyu faaw nga ci bàyyi xel baax a baax gis nga boo nekkee ci yoon bi nekk ci li nga war a nekk beneen bi stop mooy jeunesse bi yi nga xam ne ñu ngi dawal ay Jakarta ñu ngi koy wax Jakarta pour man dafa nekk loo xam ne nii pour man passe-temps la rek muy mel nga nekk ci benn yoon boo xam ni tey da nga war a dem fi xam mooy màkk waaye da nga def benn escale boo xam ni fii laa war a escale pour mën a am tuuti jël tuuti élan pour man Jakarta pour man loolu lay jëriñ mais pas loolu nekkul métier boo xam ne nii à vie la xam nga tax ma wax loolu parce que tey bu ñu nee woon ni wañu woon couvre-feu am na kenn dootul dugg kenn dootul génnati alors que ni su boobaa kën nga yóbbu su fekkee da nga liggéey Jakarta si liggéey di sooxee ça veut dire que ni kon da lay woon ni kon Jakarta nekkul métier boo xam ne juste la peut-être nit ñi dañ ciy duggee par li nga xam moom mooy lan situation mu leen jàpp ñu ciy nekk gum ànd tendance mais li muy wax mooy kenn ku nekk na ngay am métier boo xam ni surtout xale yi nga xam ne ñooy jàng waa jox na ko sànq gis nga man foofu du parents yi de fekkee da la dugal école da nga am métier boo xam ne fekkee yow da nga bëgg benn métier maanaam yow métier boobu yaa koy suivre ne man ko papa man lii laa bëgg a doon gis nga tubaab bi foofu la ñuy rawee seen doom suñ nekkee xale dañuy naan lii laa bëgg a doon alors que ne ñooñu jàppale ko ci mais problème ba ñun dañuy jàng dañuy dem ba am bac duñ xam ñun lan lañ bëgg ça veut dire que boo xoolee chômage bi loolu moo ko waral aussi c'est ça kon donc maa leen di gërëm foofu pour daaneel di la gërëm juste play encore une fois di gërëm Ousse de Roi ñu ngi koy jaar bu baax a baax di xam ne nag di nga ñu dégg en attendant les événements React Correction waaw donc ñu ngay bégg bu baax dañu nuyu juste play encore une fois waaw moom mooy son patron franchement Ousse ça fait plaisir Aziz man ça fait plaisir franchement parce que lii c'était pas programmé dañ ko improviser nii mu nekk si ndigalu Ouzin mu nekk lu nga xam dul neex man ça fait plaisir franchement ma lay dégg da ngay argumenté waaw Mass mbir soo si nekkee yàlla def nga mën ko dégg si waane footballeur sax xam nga ñu mun football yëpp loo si teg no kii dafa waane quoi dégg nga désert sànq loolu wax désert dafa waane quoi nee na man dama waane quoi tey technique bi mu nekk xam nga desee waane xam nga tey Ousse loolu tamit desee waane kon donc mbir soo si nekkee nga siy def xam nga waane si là aussi tamit xam nga c'est pas méchant mais absolument gis nga métier boo ci nekkee gis xoolal fekkee da nga mën ci métier da nga koy waane da nga koy kokk waaw xam nga kokk baat boobu gën nga ko dégg kokk moo koy waane Mass tëjal ma micro Mass yow moo tax maa ngi Mass libéré na la Ousse Mass libéré na la léegi mën naa dem Ousse si daaneel tey sànq gis nga waxtaan nañu macha allah ay idée jóge na si ñu bëri ñi ngi woote ñi bëgg a dugg
ak ñi nga xam tamit doonoo préféré tamit toog di déglu. idée yi extraordinaire. franchement encore une fois lan ngay wax gars yi rek peut-être ak programme mu sama Zik FM durant si weeru koor bi ak li nga xamante moom mooy la suite incha allah. ci loolu rek balaa ma ci ñëw rek ma am benn entre parenthèse bu ndaw rek sànq dama am ku ma dégg. mu ne ci benn instant ñàkk liggéey bi ci parents yi la. man pour man ndaw bu am jom. du wax loolu noonu. nañu bàyyi loolu bu baax nañu ci bàyyi xel bu baax a baax. ci rek bi ma ñëwti ci li nga xam ne moom mooy suite programme tamit di jaajëfal ñëpp. di waxati rek ñu ngi Zik FM wala sax sama FM. ak Zik social ñu ngi nekk. li nga xam di collabo def liggéey bu am solo. ci weeru koor gi na dimanche bi ñëw incha allah wara bi la ñuy def li nga xam ne moom mooy suñu conférence bi. mu nekk suñu dernier dimanche bi nga xam te ni. dañ koy def mu am conférence def ndog de solidarité yóbbu li nga xam ne mooy ndog yi comme ni ñu ko defee dimanche yi passé fële ci diwaanu hôpital régional. programme bi nag mi ngi nekk CDEPS bu Thiès dinañ ci am li nga xam ne moom mooy conférence. xam naa sax ci kanam bu ma yeggee rajo dinañ jël li nga xam ne moom mooy ci programme bi. mun ko jàllale ndax suba incha allah yaakaar naa moom mooy demi final bi. mooy demi final yi waaw suba mooy demi final bi ci am ay ndaw yi nga xam te ñu ngi si ay différents quartiers. di doon amal li nga xam ne moom mooy concours bi. kenn ñëw ci studio bi ku ne sa gox fi nga nekk ngay toog woote ci nga daal di inscrire daal di bokk ba tey yi yàlla def ñu yegg ci li nga xam ne moom mooy demi final yi ci rek final bi nag incha allah dimanche bi ñëw la fële ci diwaanu CDEPS bu Thiès waaw dinañ ci am nag ay partenaires yoo xam ne dinañ ci ànd ak ñoom xam naa sax bu incha allah do rabi du ñàkk Alaaji Maas dina daal di ñëw yegg li nga xam te ni moom mooy suite programme en tout cas daal di waxte rek képp koo xam ne daal am nga Orange Money am nga Wave bëgg a yokk sa ndimbal ci li nga xam ne moom mooy suñu dernier dimanche bi ndog yi nga xam ne dañ koy jël jox ko jaamu yàlla yi numéro yaa ngi noonu ba tey di ko ne di fonctionner ba tey di 77 249 89 49 77 249 89 49 wala nga def 77 387 13 87. D'accord. Merci beaucoup Ousse Leroy. Merci beaucoup Mass. Merci beaucoup ñoom Amlodia. Merci beaucoup Assane Tafa le jeune ak ñi nga xamante ni ñoo dugg tamit si durant émission bi ak ñu doon déglu le grand technicien Aziz to play. Merci beaucoup Zindour. Merci beaucoup si ndogu bi Tata Yumpañ. Affaire bi neex na trop macha allah comme dab. ndari Real Connection tey amu fi jëngal yi neew fi jëngal yaa ngi fële ci rajo ba tey patron bee toog ci technique bi waaw s'il te plaît mais en tout cas kaaw kii bi ko ndari waaw baax na en tout cas merci beaucoup auditeurs yi merci beaucoup tamit si ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre tamit si lien wu sama Zik FM Thiès bi si internet bi en tout cas prochain rendez-vous inchallah ak beneen débat ak yeneen surprise durant si weeru koor bi comme ni ko Ousse Leroy waxee par rapport ak si programme koor gi nañ ko suivre lépp lu waay am rek tamit def tamit si weeru koor gi bonus la weeru promotion la lépp loo si def rek yàlla fulal la ko kon donc ñu profité su baax a baax Aziz merci beaucoup asalaamaaleykum rendez-vous incha allah beneen édition